traité xamuñu woon fan la ñuy dem parce que ñoom ñi déjà ñi ngi seen permis de séjour parce que lu mu boni kayit bi nga yoree mën na la permettre nga am contrat de travail kon ñooñu normalement xam nga bu ñuy wax immersion mooy ki nga xam ne nii maanaam day liggéey au noir amul ay kayit amul dara kooku moo tax ñuy wax immersion moo tax ñu laa régulariser mooy da nga régulariser koo xam ne amul kayit mais ki nga xam ne amul kayit am na kayit moom boo ko dugalee ci régularisation parce que ñeenee li ñu yore du kayit boo xam ne nii kayit bu fixe la parce que suba mën nañ ko nangu boo demee commission def recours ak yooyu yëpp ñu mooy kayit yu bees yi ñu bañ ko mooy richiedenti asilo yi mooy asilo yi si mën nañ ko nangu ëllëg parce que boo demee commission bi dàq la nga def recours bi aussi tribunal d'accord ci li nga wax yooyu yëpp mën nañu dem ba xañ la ko bu boobaa clandestin ngay doon gouvernement bi indi ne ñooñu noonu suñu amee koo xam ne nii mën na leen dugal ci 3 secteurs yi déjà mën nañoo dugal ci 3 secteurs yooyu pour am permis de séjour boobu nga xam ne nii bu ñu demee ba am permis de séjour mën nañoo abandonner seen requête bi ñu defoon ci asilo loolu déjà benn pas la boo xam ne nii bi loi bi ñëw amoon na jiixi jaaxa nit ñi xamuñoon fu ñuy dem ñii naan dañoo war a renoncer déjà ñii naan waruñoo renoncer ak yooyu ministre bi indi ci leeral ne kenn warta renoncer mën ngaa bañ a renoncer def demande bi heure bu demande bi génnee nga renoncer nga doxool boo ci ban nga ci tànn ci sa bu la neex dafa am loo dugal sama biir xel man personnellement maa ko dund doon waxtaan ak sama benn waay am ku ko topp mooy wax naa la parce que Modou affaire yi su ma la nee dafa grave am ku ko woo ni ko sawaay il faut nga jàppale ma dugalal ma si kayit yi mi ne ko man maay fay contributi man maay def lépp yow man rempliral ma rek defal ma résidence sa kër wane ni yow yaa may dugalal léegi déjà kiy dugal moom moo war a fay contributi d'après dama lay nettal benn histoire léegi suñ demee par exemple ba kooku noonu comme tey man ma defaloon ko nit te si kaw damaa bëgg sax mu leer des fois ñu neexal la ni la mun naa la neexal 500 euros wala ba ca gars yi jaral na lu ne ma ñëw sama kër yaatu na wala sama entreprise bu ndaw bi dugalal la ci ma ne la yaay fay say contributi kooku ndax moom gisul lu dul dugal ay kayit rek jamono ji kooku dem ba ci biir mënatul fay contributi ndax ki jëloon responsabilité mooy am problème wala borom kii di mooy am problème ak loolu noo ko mën a faram-fàccee parce que mi ngi dox te ñiy woote nit ñi ci biir kër naan ko jàppale ma dugalal ma wala ñu gis jigéen ni ko waxal sa jëkkër na ma jàppale dimbalal ma dugalal ma si biir tamit soo melee ni man mun naa ko jox 250 euros 400 euros ba 500 monsieur Seck nañ ko wax fii benn yoon mu jeex nga leeral sama bopp leeral bopp keneen leeral bopp baara mi nga xam peut-être mun naam bëgg na koo defal ndax dama koo yëpp il faut ñu wax ko mu leer xam nga bu baax li ma lay wax. alors Ousmane ci problème mu contributi yi ngay wax nii. yow yaa docteur Lavoro bi. docteur Lavoro moo war a fay contributi fay salaire. très bien moo ko war a fay. moo war a fay contributi fay salaire. te dafa am bulletin du salaire. si moo war a am fay contributi fay salaire bi mooy defar contrat bi mooy signer contrat bi nee na nangami heure laay liggéey par exemple am na ñoo xam ne ni 20 heures par la ñuy defal par semaine. 20 heures par semaine boo xoolee au moins maximum li nga ko war a fay par weer laa lay wax nii de li nga xam ne loi bi la moom la wax bu fekkee da nga ko jël comme call ay 500,93 euros yooyu lay doon par mois. dégg nga war a fay contributi nga war a fay chaque 3 mois. nga war a fay contributi mi ngi war a dem ci 371 euros yooyu su ma jëmmul. li nga xam ne mooy 20 euros mais 371 euros yooyu léegi contributi yooyu mooy par exemple boo ko diviser par mois mi ngi nekk ay 124 euros par mois. mais docteur Lavoro bi mooy jël engagement pour fay contributi parce que moom moo la koy liggéeyloo mooy fay contributi mi ngi mel ni ku yor sa entreprise. yow di la jox bu sa paaga kan nga mos a dégg ne maa ngi koy jox bu sa paaga ne ko léegi chaque mois indil ma contributi ma fay la dem fay la contributi. c'est la même chose contributi docteur Lavoro bi moo war a fay contributi fay salaire bi. ci bulletin salaire bi yow muy docteur di Lavoro bi ci yow la war a nekk li nga wax noonu ëllëg si biir bu problème amee. laboratoire bi. bu fayul bu fekkee moo jëloon engagement bu ne la ko maa koy fayal déjà wàcc na yoon. waaw bu ko fayut te yow en tant que docteur Lavoro yow tu es obligé yaa koy fay. ok est-ce que xam nga loolu ñu bëri xamuñu ko. ñu bëri ngi jël ay engagement toog naan diw laa bëgg a dugalal parce que conséquences yi ciy ñëw te loolu man xalaatoon naa ko moonaam da nga war a wane ni yow yaa ngi fay yow muy docteur di Lavoro bi dañ ko war a gis n'est-ce pas. te da nga war a am tamit da nga war a wane ni yow yaa ngi koy defal bulletin de salaire oui ou non. chaque 3 mois da nga war a fay contributi comme li ma wax léegi dama laa jox exemple rek ne la par exemple bu fekkee ne 20 heures par semaine nga ko jël muy liggéey ak yow salaire am ni mu war a toll ak contributi nga war a fay chaque 3 mois. c'est pas possible kon nit ñi il faut ñu def ndànk ci kayit yi mun ngeen ñu woo ci 351 71 70 419 damay dugg ak yow consulat parce que lan mooy problème consulat bi fii nii. consulat bi nit ñi kontaanuñ ci ñoom de. su ma nee nit ñi kontaanuñ ci ñoom je sais que man personnellement maa ngi remercier son excellence Rokhaya Ba Touré parce que li muy def mënu koo romb
mais nit ñi li ñuy woote naan maanaam nañ leen nit ku ñuul nag man maa ci jiite te kenn mënu ko satisfaire mënuñu am lañ fa bëgg da ngay dem déposer ñu bëri sax léegi dañoo gédde pour dem wuti fa sax ay passeport nee na jaral na leen ñu wut sauf-conduit dem ba Sénégal wut ko mais selon toi en tant que analyste di liggéey ak ñoom c'est quoi le problème Modou Seck. alors Ousmane dëgg la sax nit ki ne du ma dem Milan uti passeport bu fekkee ne am na possibilité dem utee ko Sénégal surtout suñu gox bii nga xam ne dafa sori Milan. parce que da ngay xool aussi nit ki bàyyi liggéeyam perte journée de travail am dagg billet train am dem ba consulat ba déposer fa passeport. passeport bi pare. te doo am passeport bi pare nga war a. daggaat encore des fois doo déposer. mais comme. déposer bi teel na doo déposer da nga dul dugg bay déposer et puis seen liste boobu ñuy bind Modou Seck war nañoo dépasser loolu. Ousmane loo gis. yow sa bureau ku fa ñëw. kenn du bind ay kayit naan ko après heure bi ngay dugg. lu toll ni consulat. loolu tamit yaakaar naa Ousmane il faut ñu ñëw ci il faut ñu yegsi ci lan mooy ñu am planning boo xam ne ni moom lañu jëlee rendez-vous yi nit ñi. effectivement di jël rendez-vous yoo xam ne dañ lay wax ne chaque jour parce que léegi même déposer passeport au niveau de la questura am na ñoo xam ne nii peut-être urgence la mën nga dem mais ba Covid bi amee léegi sax loolu dañ ko dindi complètement ci online ngay dugg ñu wax la jour yi libre nga choisir ci jour yi nga libre heure yi libre nga choisir ci heure yooyu pour mën a dem déposer sa passeport au niveau de la questura système boobu aussi consulat bi yaakaar naa war na ko mën a jël. kon d'accord nga da nga leen blâmer foofu. si war nañu mën a jël système boobu war nañu jël système online boo xam ne nii. au moins nit ki war naa mën a dugg ci internet. jël rendez-vous sans pour autant mu woote téléphone pour consulat. mais téléphone bi nga wax du dox. soo bëggee mun nañoo wootele consulat ba. non du loolu après ma waxal la beneen affaire nag boo xam ne nii au moins. man loolu moom mënuma ci blâmer consulat mënuma ci blâmer kenn. muy lan. liggéey bi dafa diis au niveau de Milan. Modou Seck yow ñaata nit ngeen di recevoir par jour te seen liggéey dafa diis. non yow ku la woo téléphone dana la jot si fixe bi. mais Milan ci boppam liggéey bi dafa diis parce que Milan. est-ce que du problème personnel lañ am jëluñu personnel bi. lim concentré wu Milan li gis ci Sénégal yi aju ci Milan moo bëri man su ma doon gouvernement man damay décentraliser. mais Modou Seck loolu yow waroo toog fii ni su ma doon gouvernement da nga war a boog ñu ko liggéey Rimini gii nga nekk. war na am succursale mel ni Bologna wala Rimini wala feneen mu ut fa loo xam ne nii au moins yenn kayit yi su ko nit ñi soxlaa duñ déplacé wu dem ba Milan di ko ut. mais yow mën nga loolu mën nga dox ci loolu. non tey fii da nga fi toog sauf man jàkkaarloo ma waxuma keneen koo xam day làmbaat yow war nga mun a bokk ci ñuy def loolu. te dafa jot ñaata at Bologna war na ko mun a am wala Rimini. lu tax mënuñoo am benn wala yow sa bureau fi nga nekk ñu lijjanti benn mbir boo xam uniquement pour consulat bi la mais dañuy toog benn yoon ci at mi di dem ci yeneen ay dëkk indi fa ñaari machine ñett ñu leen di toggal ay añ naan dañuy déposer ay passeport dafa war a jeex Modou Seck. Ousmane boo xoolee nag consul honoraire yi fi nekk yépp nag ay tubaab moo ko jiite. pourquoi nga ne ay tubaab ñoo ko jiite. seetal consul maanaam ban consul honoraire bu nekk fii boo xam ne consul honoraire bu Sénégal boo xam ne ab tubaab jiituwu. mais du yoon suñu consulat la ñun ñoo ko moom. maanaam traité wax ma nangam yëpp ab ay italien ñoo ko. mais du yoon suñu alal la ñun ñoo ko moom. lan moo tax tubaab war ñu jiital lan moo tax tubaab war a xool ñun suñu xalaat moom di ñu jox ay idée mais dañ ko dafa war a jeex Modou Seck da nga war a bokk ci ñu ko xeex. peut-être critères ñiy laaj. tubaab bi moo ko am pour mën a représenter le Sénégal. kon ñun ñu ngi minimiser suñ bopp kon ñun maanaam amuñ mënuñoo yor autorité maanaam diplomatie. xëy na garantie bi ñuy laaj aussi tubaab bi moo ko am pour mën a nekk consul honoraire Ousmane yaa ngi may dugal ci loo xam ne nii tey indiwuma fi. non dafa bëgg dama bëgg président Macky Sall dégg la te xam naa ne mun na la dégg mun ko cee dox loolu moo war a dañ suñu alal ñoo ko war a gérer suñ bopp pour quelle raison ay tubaab di ko gérer ñun jàng nañ xam nañ loolu mu nga baal ma est-ce que du ñàkk fayda. Ousmane. non Modou Seck dama bëgg nga tontu. loo gis lu ne organisation la laaj toujours dama wax la dañuy war a organiser bu ñu organiser yaakaar naa li ñu bëgg yëpp war nañ ko mën a am. c'est de la honte. si mais nag manque d'organisation aussi am na ci mbir mi comme wax nga léegi consulat bi wax dëgg fa la yaakaar naa war nañoo mën a organiser ba nga xam ne nii képp koo xam ne da nga jël rendez-vous. mën a toog sa kër jël rendez-vous xam ban jour nga moo la arrangé nga jël rendez-vous ci jour boobu même bu soree fii ak ay 2 mois 3 mois. nga xam ne man heure sangam laa war a yi nga jël rendez-vous tranquillement xam ne yow boo daggee sa liggéey def sa lépp boo demee da nga déposer am sa passeport. mais war a dagg sa liggéey surtout nga jógee kooku mel ni Rimini dem ba Milan déposer wu passeport amoo satisfaction jour boobu liggéeyoo ko. dagg nga billet train wax dëgg fa loolu dafa métti. te des fois duñ la may ci détails yi de ndax des fois dañ la naan mënoo dem. moo tax nag la majeure partie yi nga xam ne am nañ possibilité bi préféré ut sauf conduite dem ba Sénégal ñu déposé ko fa.
parce que fii aussi nag Ousmane li ma la wax rek consulat Milan lim gàddu dafa. non kooku dama ciy d'accord ak yow. dafa diis. dama ciy d'accord ak yow décentraliser la ñu war a def. gouvernement bi daf ko war a décentraliser. ba pare jël personnel. da ko war a décentraliser parce que ca téléphone ba dégg naa dañ koy teg ne ku jot wuyu ku jot doo wuyu war na mun a am standard boo xam ne ku woote ñu wuyu kooku moom mooy jël mbir mi c'est-à-dire lu tax ma lay wax li parce que da nga nekk personne boo xamante ni mun nga cee dox te mun nga sës ak ñoom nekkoon n'importe qui boo xam da nga fi toog parce que dëgg la affaire kayit yi moo ñu fi tax a mais dafa am leneen loo xam da nga ko gàddul sénégalais yi yàlla teg la ko te yow dañ ñoo bokk ci ñu ñu yaakaar problème boobu noonu dañ koy jooytu parce que tey lii ma lay wax su la neexee suba mun naa àgg ci nopp président bi parce que loolu yàlla dogal na ko jayuma la problème bi mooy Modou Seck mënuma bañ a dugg ci consulat bi il faut ñu xool nu ñu lijjantee problème sénégalais yi dëgg la damay njëkk a blâmer suñu bopp parce que ñun xamuñu lan mooy wàllu diplomatie nu ñu neex comportement yi de suñu bopp laa njëkk a condamné parce que dañ fay dem man tey balaa maa ñëw ci yow ak lu ma la miin sincèrement dama lay woon ni la jox ma. Ousmane ma jox la benn exemple consulat am na ay jamono yoo xam ne dañ leen joxe rendez-vous mais nit ñi dañ daan dem te sans rendez-vous li am rendez-vous li amul rendez-vous ëpp leen. mais loolu lan moo ko waral. mais suñ communauté bi ñun xoolal Ousmane bu ñu waxante dëgg nag ñun liñ bëgg rek lañ xam liñ bëgg daal nañ fexe ba mu sotti xooluma leneen. li ma bëgg daal urgence na nga fexe ba defal ma ko parce que bu ñu dañuy jël rendez-vous ñu xam ne consulat bi dañuy jël rendez-vous peut-être boo wootee doo jot nangam affaire yooyu loolu tam difficulté la comme ni nga wax léegi parce que wax dëgg fa la jamono yu ñu toll ak technologie bi fi nekk war nañoo dépasser. di woote ay téléphone di jël ay rendez-vous ci consulat ba ak wala ñu am ñoo xam ne sax heure boo leen wooyee wan leen jot pour ngay jël sa rendez-vous. ñu joxe rendez-vous yi correctement nit ñi mën a dem pour déposer seen passeport nga xam ne heure su may yàqee ñaanee sama journée de travail tey li may wuti bu ma demee danaa ko am te yaakaar naa ne même war nañoo mën a organiser ba nga xam ne nii même passeport boo ko déposé bu génnee parce que président association yi responsable lañ de président association bu ne war na mën a di jëli parce que nit ki li ma mën nanguwul mooy nit ki di déposer passeport dagg liggéeyam encore dem jëliwaat ko encore. loo xam ne nii c'est kon association moo ko waroon dox. nit ki ci boppam non du question loolu mooy consulat bi waroon na permettre aussi au président des associations du président yëpp nag Ousmane boo wax na dëgg fa la am na président yoo xam ne nii businessman lañ te loolu aussi ñu wax ko te dee rek. am na ñoo xam ne nii businessman lu tax nga ni businessman lañ parce que consulat bi tey bu fekkoon ne dafa organiser de telle manière que passeport bu paree Rimini par exemple mu ne président association bi bu fi ñëwee mën naa jël passeport yëpp yóbbu ko dajale ko def ko. waaw am na ci koo xam ne nii la mu cay dugal mooy. dégg nga danga may fay nangam danga may def nangam bien sûr que sax mën nañ la fay parce que rembourse spese mën a nekk parce que yow yaay président association yaa porté volontaire ne da ngay def volontariat kon war nañ la jox rembourse spese bi nga xam ne ni moom nga li nga dagg say liggéey. mais est-ce que c'est obligatoire. dem c'est pas une obligation mais war nañ ko warul président association bi dagg liggéeyam dem ba Milan. dégg nga jëlal ñu suñu passeport yi indil ñu ko fii ku nekk mu distribuer ko te passeport aussi dafa sensible nag. wax dëgg fa la boo koy jox nit na nga ko jox koo xam ne ni ku wóor la. te président association am na ñoo xam ne ni politicien lañ aussi. dañ ko wax te de am na ñoo xam ne ni parti bu ne mi ngi fi te nag wax dëgg ma nekk parti bi xam naa kii parti bi mu bokk dégg nga dama jéem a xool noo xam ne ni sama parti bi laay jéem a yëkkate ak affaire yooyu yëpp da cee am. c'est très difficile pour ñu organiser mbir mais nag boo nekkee njiit da ngay tëddee njaaxanaay. xam ne ñëpp yàlla ñu jiite. war a jéem a satisfaire ñëpp ni nga xam ne moom mais nag am na ci président association yoo xam ne nii wax dëgg fa la loolu su amoon tamit dana am leneen lu ñu ci dugal loo xam ne du ci bokk bu boobaa ku ñuy jam baat consulat ba dañuy jamati baat encore ci ni ñu koy jamee baat ci lu tax man nit ñi bu ñu demee duñu am satisfaction yi nga xam ne ni moom la ñu bëgg mbir yi c'est très difficile c'est très compliqué Ousmane dégg nga immersion moomu fi indi di fa ma laal. non si la bokkoon damay ñëwaat ci immersion bi non mais il faut may laal ci association bi si kii bi association bi consulat bi parce que loolu tey c'est une chance boo xamante ni léegi man dama bëgg a xam séjour bii nii ñuy dugal. moog si yeneen séjour yi ñoo yem. parce que am na ko fi toog nii. séjour yi ñuy waaj a maye. maanaam pour jël nit ki mu liggéey pour 6 mois la. est-ce que dama lay jottale rek est-ce que moo ki amoon séjour comme sama genre gi nga xam yàgg nañu am séjour am indéterminato ba teg ci leneen ndax séjour bi dafa valable ak beneen séjour bi nga xamante ni yow jaar nga ci man ma jaar ci. alors Ousmane séjour bi ñu lay jox bu fekkee ne yow da nga am docteur lavoro nga nekk barante wala nga nekk golf wala nga nekk agriculture séjour bi ñu lay jox boo ci liggéeyee même boo demee ba sa docteur lavoro bee licencié la mu dàq la mën nga ci amaat beneen liggéey.
mook sa séjour bi benn lañ ñoo yem. ok xëy na kooku di la wax 6 mois yi xëy na dafa déggul li loi bi wax parce que li loi 6 mois yi. mooy permis de séjour provisoire yi ma la waxoon. permis de séjour provisoire te li ngay tax nga am ko mooy koo xam ne nii permis de séjour am dafa jeex à partir du 31 octobre 2019 te renouveler woo ko mënoo koo renouveler wala defoo conversion ba aussi parce que am na permis de séjour yoo xam ne nii mën ngaa def conversion bi ci jamono yi defoo ci conversion bi. ñu ne la boo démontré ne liggéey nga avant. 3 secteurs yi. mën nga fay 130 euros mooy effet 24. jël ki ci ligne bi. dem na ok am problème mën nga fay effet 24 muy 130 euros. et déposer ko muy benn enveloppe boo yóbbu poste déposer ko poste questura ñu jox la rendez-vous nga dem questura jël empreinte yi ñu jox la permis de séjour provisoire bi. te provisoire boobu bu ñu la ko joxee Ousmane encore li ma lay waxaat mooy pour ñu convertir la ko en permis de séjour pour Lavoro. ci 3 secteurs yooyu nga leen mën a indil contrat. 3 secteurs yooyu ngay wutaat contrat boo xam ne ni boo amee 3 secteurs yooyu sa contrat boo demee ñu defal la ko conversion permis de séjour Lavoro nga xam ne ni aussi mën nga cee liggéeyaat feneen foo bëgg dañ la koy renouveler comme permis de séjour normal yi. ok mbokk yi mën ngeen ñoo jot ci 351 insisté leen parce que téléphone bi ñun dañuy décrocher rek ñu jël ki nga xam moo ne ci allo salaamaaleykum allo. salaamaaleykum. waaw bul déglu rajo bi waxal direct ci téléphone bi. man la Alaaji Sëñ Boy Guèye Touba Rimini. man la Boy Guèye Rimini. Rimini waaw merci beaucoup. moo gën Alaaji bi de Alaaji Boy Guèye. Alaaji Boy Guèye moom dafa jubul sax. waaw bu baax a baax di siyaare bu baax suñu waa jooju nga daal di ko remercier ci émission bi di la ci remercier yow tamit. merci beaucoup. waaw kon xool seet nu guy gaa yi teewlu bu baax a baax a baax a baax a baax. moo tax ñu ne nañu woote barkeelu ci rek wax dëgg yàlla moom. ñoo war na ànd sax nag wax dëgg yàlla dafa fekk ma am rendez-vous fii rek. ndeysaan jërëjëf. ma ne naa ko bàyyi mu ñëw waaye ne ko daal ñëpp gaa yi ma nekk nii ñëpp ñu ngi koy teewlu wax dëgg yàlla di rafetlu lii te émission bu baax a baax a baax a baax. jërëjëf merci beaucoup. yàlla taxawu ñun ñëpp rek barki Sëñ Tuubaa dégg nga. amiin baax na jërëjëf. jërëjëf merci beaucoup yaakaar naa ne xam nga ko su ma juumul sëñ Cheikh Bass Diop mi ngi lay nuyu. ñu bëri ñu ngi lay nuyu nee nañ vraiment dafa jotoon pour nga ñëw kon loolu mooy séjour bi amul benn différence que nit ñi lu ñu naan bii ak bee dafa wutee lu bee la bee mën a def bii mën na ko def ça dépend ci liggéey beeg yooyu. si boo jeesee am séjour bi bu la ko questura joxee. séjour bi yàlla def sa docteur Lavoro dàq la. waaw bu la neexee foo mën nga wuti feneen liggéey. foo gis liggéey boo gis encore. parce que nekkatul boo boobaa rek par force yu 3 secteurs yi la. ok c'est liggéey boo am mën na ci mettre. c'est bien macha allah ok léegi am na ko ma yónnee message ne ma naa la laaj ci nationalité yi. parce que gars yi nationalité yi mi ngi leen di bëgg a dofloo ndax dafa am changement yu ci nekk. non ki nga xamante ni mi ngi liggéey ak ki nga xam liggéeyatul ak ki nga xam yàgg na fii lan mooy différence bi pour nga déposer nationalité ak ci yan critère nga ko mën a déposer. Ousmane kon bi ma invité da nga ma waroon wax rek immigration rek ngay wax tey. non wax day immersion xam nga su ma la nee lii laay invité mën nga bañ a ñëw. non damay laal lii laal le. non grave nationalité ki mën a déposer nationalité laa la njëkk a wax. waaw mooy ki nga xam ne nii am na fi 10 ans de résidence. waaw. am ñetti kudd yoo xam ne nii kudd yu mujj yi. waaw ñetti année yu mujj yi. par exemple su ma ko doon déposer tey jii ñu nekk ci 2020. danaa indi li ma liggéeyoon ci 2019 bi indi li ma liggéeyoon ci 2018 bi indi li ma liggéeyoon ci 2017 bu nekkee man kenn la war naa mat ay 8300 quelque. bu fekkee kenn nit la. bu nekkee man ak sama soxna ñoo nekk war naa mat 11000 et quelque. bu fekkee ne ab xale bu ci yokk 516 euros nga ciy yokk ci xale bu ne. pour nga mën a déposer li nga xam ne mooy nationalité bi nga démontrer ne am nga fi 10 ans de résidence yi. bu boobaa comme sénégalais nga. il faut nga am sa extrait de naissance wala nu ñu koy waxee copie littérale de naissance. boo xam ne dañ koy traduire légaliser ko ñu bëri nag ñu ngi koy traduire légaliser ko pare traduire ko rek daal di koy indi ko Italie non dañ koy war a traduire légaliser ko représentant diplomatique bi représenté Italie au Sénégal. waaw ñoo koy légaliser pour mu valable. ok muy casier judiciaire bi aussi casier judiciaire tribunal nga koy wutee tribunal départemental bi nga dëkk. wala tribunal régional bi nga dëkk. ci tribunal bi ngay dem ñu defal la casier judiciaire boobu aussi dañ koy traduire. légaliser ko au niveau du consul de l'ambassade d'Italie. représenté Italie au Sénégal. pour mu valable fii. gis naa ñu bëri dañ leen jox seen casier judiciaire ñu def traduction bi rek daal di koy indi Italie yaakaar na war nañ ci mën a déposer nationalité c'est pas comme ça il faut que ñu légaliser ko au niveau du consul de la représentant diplomatique bu nga xam ne moo représenté Italie Sénégal. ñu jël ki ci ligne bi allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi lay ziar waaw sëñ bi. naka moom ziar naa la. ñu ngi lay ziar sëñ Malick.
waaw naka moom. sant sëñ Touba alhamdulilah. ak daal moo fa sa liggéey de. na ngeen dafa coono yi. ñi ngi sant bu wér. alhamdulilah. sa waajaa ngi nii. mi ngi lay déglu. waaw li ma la wax léegi ci message bala envoyé rek. parce que fii ñoo ngi fii maanaam Géto Maare man ak sëñ Cheikh Dieng. Fallou Ndiaye ak El Hadj Fall ñun ñëpp ñoo ngi teewlu émission bi ak Mame Mor Fall. ak soxna Fall ñëpp ci Géto Maare di teewlu émission bi. ndeysaan wax dëgg yàlla fekk ñëw na ci au moment opportun. bi nga xamante ne bii ci la ko ñëpp soxlaa ci leeral gi mu andi ci mbir yooyu. parce que comme na ma la ko waxee woon rek ca bu njëkk ba ñu bëree am nañ ci ay lifin yoo xamante ne bii dal leen ci. comme na ma la ko benn commencé woon ci man mi expliqué woon naa la ko jël ma ci dikkaat ci détails yi. kon loolu lépp kon bu dikkee andi leeral yooyu ci bi day baax ci askan wi. wax dëgg yàlla ñu koy rafetlu émission bi lool wax dëgg yàlla moom itam def na tey ci loo xamante ne bii grandeur. parce que bu fekkee ne da nga jiite mbooloo. parce que bu fekkente da nga jiite mbooloo. te mbooloo moomu da ngay war di leen leeral li nga xam ne mooy xew-xew bi. kon loolu moom rafetlu nañ ko lool wax dëgg yàlla rafetlu nañ ko lool. jërëjëf wax dëgg yàlla yooyu itam xanaa di la encouragé waat. di rafetluwaat liggéey bi ak taxawaay bi rek di nekk xamal ne waxtu ñoo ngi sa gannaaw daal. merci beaucoup loolu rek la woon quoi kon gars yëpp ñu ngi lay ziar daal di xam daal ñu ngi teewlu wax bu baax a baax. sëñ Cheikh Dieng ak sëñ Fallou Ndiaye. El Hadj Fall Alaaji Serigne Boy Guèye Mame Mor Fall. ak soxna yaay tuuti ñu ñëpp quoi. wax dëgg yàlla ñoo ngi teel. jërë ngeen jëf fekk vraiment rafet nañ ko baax a baax ok merci beaucoup. baax na merci beaucoup merci Malick. ndeysaan jërëjëf gars yi ñooñu waa Kër Sëñ Bala su temps bi desee sax dinaa ci dugg ak yow de. ci la bokk léegi moom mooy sama ndeysaan xam naa après di nga leen remercier par exemple tey. nit gis ci nationalité nga nekkoon. waaw alors nationalité ma ne la il faut mu am 10 ans de résidence yu muy démontré fii 10 ans de résidence yu ñu bëri aussi dañ ci def erreur. luy erreur. parce que 10 ans de résidence consécutif lañ la wax 10 ans de résidence yoo xam ne. mosul dagg. ci moment bi nga koy déposé. 10 ans de résidence yi dafa tegaloo. mais nekkul ne da ngaa amoon par exemple 5 ans de résidence ñu daggal la 2 ans de résidence nga ñëwaat amaat yeneen 5 ans de résidence war na wa yow léegi boo defee total bi am nga 10 ans de résidence. non man mii sax comprendre c'est-à-dire. bàyyi ma poser la question bi tey su fekkee dama dëkk ban dëkk nga dëkk. tey bu nekkee ne dama koy déposé tey. waaw. war naa am 10 ans de résidence mooy 2010 ba léegi. waaw sama résidence. maanaam musul dagg. mais su fekkee ni tey yow da nga dëkk Rimini man dama dëkk Rimini njëkk fa am résidence jóge Rimini dem Pesaro. non transférement résidence ko. amul problème da ngaa transféré sa résidence. ok mais dagguñ ko da ngaa transféré ne wane ne jógee naa fii ut résidence fee. parce que bu fekkee da nga def transférement résidence nga transféré sa résidence yow commune Rimini par exemple balaa jox résidence. il faut mu contacter commune bi nga amoon résidence ba pare ne leen diw sàngam léegi dafa demande résidence ci sama commune bi. ñooñu jox ko autorisation mu ñu cancelaar la fii pour defal la résidence fee. kooku du résidence bu dagg résidence buñ transféré la. merci beaucoup 10 ans de résidence il faut que nit ñi am ko am na ñoo xam ne nag dañuy confondre 10 ans de résidence parce que 10 ans. par exemple comme ma def fii 5 ans jékki-jékki dem Sénégal daggu ko. wàññeeku waat ñëwaat amaat résidence. ok comprendre. loolu mënul nekk. comprendre. kooku mooy nationalité par résidence. par résidence ok. am na beneen nationalité bu ñuy wax ni ma la waxoon mooy kuddu yeeg nu mu traité yeeg yooyu yëpp il faut nga am ko fay 250 euros poste marque d'abolo bi ngay am ak sa passeport sa codice fiscal ay carte d'identité beeg yooyu yëpp pour nga déposer nationalité bi. léegi 2 ans la woon mais léegi bi Salvini ñëwee la ko yokk 4 ans. 4 ans mooy 4 ans maximum. 4 ans yi nag mën nga am chance nga am ko 2 ans et demi wala 3 ans wala. mais diir boobu pour war a contrôler say mbir la. nga si biir 4 ans yi lan lañ ci war a def ci biir 4 ans yi. pour contrôler parce que dañuy contrôler. mais est-ce que 4 ans tamit ëppul Modou Seck. même 2 ans yi sax ñun dañ ko doon kaas 2 ans yi dafa tuuti. waaw nan ngeen xoolee bañ jéggi 2 ans dem 4 ans. kooku moom Salvini moom bi mu ñëwee moom sa Ousmane moom lu am boppam la fi indi yëf boppam la fi indi kooku moom ku nekk xam na ne la. mais est-ce que yoon la est-ce que yéen damay laaj. ndax yéen war ngeen mën a toog seetaan ko ci war leen mën a waxtaan xam naa. pour dialoguer quoi xam nga gouvernement bi muy doxee Ousmane. bu fekkee ne yow parlement da ngaa yore majorité. waaw loo bëgg a doxal lu ne bu sa majorité bi àndee voté la ko kooku moom kenn mënu ci dara parce que majorité bi. ña fa nekk député yi population bi moo leen fi teg. population boobu bu fekkee ne ñañ fa teg ànd nañ ci li nga xam ne ni moom la gouvernement yi doxal ba wooteel leen ko kooku moom kenn amul ci sa benn sañ-sañ parce que luy jàll la. te noonu te aussi loolu la def. yokk fay bi aussi parce que fay bi bu njëkkoon 200 euros la woon léegi moom bi mu ñëwee mu def ko 250 euros 2 ans la woon maximum. parce que da nga doon gis sax koo xam ne sax 1 an mu jot nationalité wala 1 an et demi le maximum moo doon 2 ans boo déggee le maximum mooy su ma toogee par exemple 4 ans yi. jotuma sama résidence man am naa droit bind ministre. ok ministère ne leen sama résidence bi motul remplir naa conditions yëpp 4 ans yi nga xamoon ne moom ngeen waxoon jot na te jotaguma sama résidence ba pare mais ba léegi.
dem DFIDA comme kooku dañ la war a répondre wax la lu tax sa nationalité bi jotagoo ci ba léegi. muy nationalité par résidence am na beneen nationalité bu ñuy wax par mariage. par mariage. waaw mooy par exemple yow nga am sa soxna soo xam ne nii nationalité la yore. waaw wala soxna si yor jëkkër joo xam ne ni nationalité la yore. wala jëkkër ji nekk italien. dans ce cas. bu ngeen amee 2 ans de résidence bu fekkee amu leen doom. 2 ans de mariage. 2 ans de mariage. bu fekkee amu leen doom. bu boobaa nga am droit pour déposer nationalité bi. su ngeen amee doom dañ koy wàññi mu nekk 1 an. ok ci diggante bi. bu ñaaree nag bu gën a amee 1 an mën ngaa déposer directement nationalité bi. mais xale bi automatique lay doon. xale bi moom heure bu juddoo moom comme papa ji italien la wala yaay ji italienne la. c'est automatique day am nationalité italienne. su fekkee beneen sens bi papa ak yaay amuñu nationalité xale bi juddoo ci dëkk bi Modou Seck boobu bëgg naa nga leeral ma ko. xale bi juddoo ci dëkk bi kañ lay am nationalité pour le moment parce que loi bi changé wuñ ko il faut que mu nekk fii. bi mu fi juddoo ba bu muy am 18 ans. jàngee fi. am fi résidence. bu amee 18 ans. tey suba bu ko neexee mu dem ci commune bi demande nationalité italienne. mais il faut mu am fi 18 ans. il faut mu dund fi 18 ans. wane ni jàngee na fi. lépp ci 18 ans. ci 18 ans après moom mooy dem def richiesta bi. richiesta bi directement commune la koy defee boobaa du def ay demande comme ni ñuy def nii mu jaar ci procédure administrative bu demee ci commune bi ñu defal ko demande kii ci. su fekkee benn at wayjur wi jël na ko yóbbu ko Sénégal. ñu cancelaare ko encore ci résidence bi. waaw ci ñu bëri ñu ci am problème boobu non commune yu bëri dañ la jamono yi nekkoo fi woon. loolu da ciy joué parce que sa 18 ans yi nga xam ne waroon nga ko nekk ci réew mi nekkoo fi. même su wàññeekoo benn at. xam nga lii dafa baax pour nga leeral ko ñu ko xam bëriwul. ñu xam loolu Modou Seck bëriwul. parce que même mais ci côté nationalité ki nga xam liggéeyul bëgg naa nga ñëw foofu centre wu ci dara. ki nga xam ne liggéeyul pour déposer nationalité. waaw non mënoo déposer nationalité tant que amoo li nga xam ne ni mooy hérédité yi ñu lay laaj. parce que bu fekkee nationalité par résidence. bu fekkee nga daan liggéey too ba mu yàgg liggéey too. bu dee nationalité par mariage. waaw par exemple sa jëkkër nekk italien wala sa jabar nekk italienne. wala sa jëkkër am ko ba pare. waaw wala mu am ko pare boo koy déposer. ñu la laaj ay hérédité. mais nag bu fekkee yow da ngaa nekk ci réew mi ba am fi 10 ans de résidence ne tey damaa bëgg nationalité italienne dans ce cas dama ne la il faut que obligatoirement sa 3 ans yu mujj yi nga wane say hérédité. ok waaw non xam naa da nga ma déggul soo amee plus de 10 ans sax de résidence laa la bëgg a wax. nga toog benn moment boo xam liggéeyatoo te bëggoon ko déposer ndax kooku mun na ko déposer laa wax. nga toog 10 ans de résidence liggéeyoo non boo liggéeyul mënoo ko déposer parce que boo liggéeyul lu tax mënoo ko déposer mooy. mënoo démontrer ne 3 ans yi am nga hérédité yi. ok parce que 3 ans yi dama ne la tey boo ko doon déposé ci 2020 bi. da nga wane li nga liggéey ci 2019 bi. wala li nga liggéey ci 2018 bi ak 2017 bi. 3 ans yi il faut daal ngay joxe preuve ci année yi. si kudd bi lañ lay laaj. merci beaucoup kudd bi wala 730 bi. wala bu dee autonome ngay def modèle unico bi nga indi ko. ok wane ne au moins liñ leen laaj ci hérédité muy 8300 quelque yi am nga ko ci année bu nekk bu dee yow kenn yaa koy déposé. ci 3 ans yëpp nag 3 ans yëpp il faut nga am chiffre boobu. merci beaucoup am na ku toog jàkkaarloog yow di seetaan dégg la suba mi ne mu laajte fan la Modou Seck nekk ndax kooku mun na ñëw nga defaral ko demande pour séjour yi mun na nekk. demande si mais dañuy jël rendez-vous nag parce que ñun dañoo am ab numéro boo xam ne. moom mooy numéro bi 388. si 78. 75 674. si dinañ ko jàll chaque jour kon boog ki nga xam ne mi ngi toog tey seetaan Modou Seck mu convaincre ko xamu ko woon mu xam ko soo bëggee dem mun na la defaral la maanaam da nga koy defal demande bi quoi. si waaw loolu c'est bu indee kayit yi ñuy laaj yëpp mën a jël rendez-vous foofu indi kayit yëpp. mooy kayit yi nga wax sànq yi nga xam yëpp moom lañ koy woon. sinon su fekkee rëcc na ko am na site boo xam su fa demee war na mën a gis pour télécharger ko pour mën a xam man léegi lañ ma laaj. si bu demee ci site ministère de l'intérieur bi mën na nekk nit ki sax bu ko neexee Ousmane. mën a déposer boppam. ah si. parce que basta nga am li ñuy wax speed. waaw pour nga am speed il faut nga dem poste. mais speed il faut nga expliquer ko parce que man mii di wax yow ba ma xamee speed yàggul te sama jabar laa ko xamee. speed da ngay dem poste boo demee poste. très bien yóbbu sa carte d'identité sa codice fiscal ne leen speed laa bëgg poste danañ leen jox speed. speed boo duggee ci site ministère de l'intérieur bi am na foo xam ne dalay laaj sa speed nga cliquer foofu boo ko fi cliquer léegi dalay laaj sa mail bi ak password bi nga xam ne nii moom nga yore comme speed. boo duggee foofu lay dugal complètement ci ministère de l'intérieur bi. léegi ministère de l'intérieur bi ci kaw. am na foo xam ne nii mooy par pratique yi ñuy dugal muy immersion bi ci kaw lañ ko def. immersion moo doon M domestique wala M lavoro subordinato. boo dugg bu fekkee domestique ngay dugal ci foofu cliquer ko. mu génne la li nga koy remplir nga remplir ko lépp pratique bi yëpp. def ci li ñuy laaj yëpp. cliquer ko après def envoyé ko.
soo ko envoyé après préfecture bu vérifier yëpp la lay jox contacter la pour jox la rendez-vous. léegi am na sax leneen loo xam ne ni aussi préfecture Rimini mu ngi koy def. muy lan loo xam ne nii dafa bëgg xëy na pratique gaaw muy laaj ndax nit ki am na PEC. PEC mooy poste certificato mooy comme recommandateur. au lieu ñooy jël demande di la defar recommandateur balaa ñëw sa kër ak yooyu yëpp. boo amoon PEC bi moo gën a gaaw. directement ñoom lu ñu lay laaj wala lu ñu lay convoqué lu ñu traité dañ ko dugal directement ci PEC bi nga xam ne dañ ci jot pour ko xam ne am nga convocation nangam wala kayit nangam manqué na lii lañ la laaj pour nga dolli ko ceeg yooyu yëpp. mu nekk lu am solo trop vraiment mun ngeen woote ci 351 71 70 419 mu nekk seen émission bi nga xamante ni tey. ñu koy tubaab naan quand l'occasion se présente il faut s'en profiter ngeen woote laaj seen kii si li nga xamante mooy wàllu kayit yi ñu nekk mun ngeen laaj lépp lu jëm ci wàllu immigration mun ngeen laaj lépp lu jëm ci wàllu kayit yi mun ngeen laaj lépp lu joo xam ne ci moo jëm ci wàllu da nga wax speed sama xel dem ci li nga xam barki démb génn nañ ci émission bi lim dajale dafa bëri maanaam dama lay dugal tuuti ci genre Covid 19 bi nga xamante ni am na ay mbir yu ñu doon dimbale nit ñi ñoo xam ne ñu bëri dañ ci profité woon ku ci mel ni man mii sax xam nga xaalis moom fu ñu ko waxee rek gars yi dañuy tëb man sax woowoon naa la ba nga ne ma toogal munoo cee am na ñu bëri ñoo xamante ni ba Sénégal ña nga fa toog sonn naa trop ci téléphone bi ak ay message boo am na ñu ma booleeg Pape Tall maa ngi koy remercier de passage sa collègue la mu def ci liggéey bu mucc ayib ñi nga xam déposé woon nañ 600 euros yooyu mu sekk ñu bëri nee nañ jotuñu ko am na ñu ci mer sax naan lan moo tax ñu toog di ko wax est-ce que du ñoom ñoo réer pour nga leeral ko parce que ba ñuy dugg rek maa ngi la ciy engagé nga ne ma Ousmane du ñëpp ñoo war a am 600 euros yi kan ak kan moo waroon am 600 euros yi ak ndax 600 euros yi jeex na dégg naa sax man liir naa ko que soo ko jotoon am war nga mën a am automatiquement beneen 500 euros bu ñëw. nga ñëwal ma ci tuuti s'il vous plaît. alors 600 euros yooyu Ousmane biñ koy demandé dafa amoon ay catégories yoo xam ne moom lañ ko demandé suñu mbokk sénégalais yi malheureusement. duñu liir. ñu bëri boo leen waxee ne am nga contrat stagional dañ leen wax ne contrat stagional lañ yore parce que ñoom jàpp nañ ne. lan mooy contrat stagional balaa ngaa jàll. stagional mooy contrat boo xam ni été bi la woon ñu defal la contrat ba pare bind ci stagional. ok ko mooy contrat waaye ñoom comme jàpp nañ ne ci hôtel nga doon liggéey wala ci restaurant laa doon liggéey te ci été bi laa doon liggéey rek contrat boobu stagional laa yore te demeewul noonu. ba am na contrat yoo xam ne contrat déterminé dañ ci def tout court contrat déterminé. wane mooy luy jeex date sangam la commencé jeex date sangam même stagional lay jeex mais dañu wane ne contrat bi ñu la defal stagional bi moo tax ñu defal la ko. IMS contrat stagional la doon laaj la majeure partie des sénégalais nag boo leen laajee rek dañ naan la contrat stagional laa yoroon nga dugalal leen. malheureusement IMS day répondre ne la kii nga dugalal nii vérifié nañ contrat mais contrat bi nekkutoon stagional ñi ñu ko fayul ngeen wax léegi ñu bëri contrat stagional boobu amuñ ko. ok moo tax fayuñ leen mais ñi nga xam ne nii ñëpp seen contrat stagional lañ ci bind. fay nañ leen. ñi nga xam ne ni aussi seen contrat intermittent la woon par exemple ñoo xam ne ni par kiamaata la woon ak yooyu yëpp wala ñu doon liggéey fier ak yooyu ñoo xam ne dañ leen daan woo par jour ñuy liggéey. ñun aussi dañ leen bloqué bokkuñ ci. li leen ci boole mooy deuxième loi bi ñëw boole na ñi nga xam ne ni au moins seen contrat kiamaata la woon intermittent la woon ñooñu am nañ possibilité pour def demande mais demande bu njëkk ba dañ leen ci exclure woon ñooñu ñëpp ñoom tam dañ leen dàq mais koo xam ne ni tempo déterminate nga yore bokkoo ci woon ci demande yooyu dañ leen dàq. parce que loolu aussi il faut que ñu leeral ko parce que ñun dañ ci defoon benn sacrifice bi ma ci defoon ak ñun comme Thiès la moo doon bi demande yi génnee ñu xam ne surtout sama mbokk sénégalais yi ñu bëri. informatique seen xam-xam màccu ci. ñu jël engagement. parce que boobu daanaka confinement lañ amoon. ñu jël engagement man ak keneen ñoo xam ne ni chaque jour que je fais ñun ñu doon xëy bureau ba pour jàppale ci nit ñi pour déposer leen ci te bu ñu neexoon nit ñu duñ ko def parce que gouvernement bi li mu waxoon. maanaam volontaire nga ko defee. volontairement parce que gouvernement bi li mu waxoon mooy. ku nekk. mënoon nga enregistré dana yombaloon enregistrement yi. dégg nga pour nga am code PIN beeg yooyu yëpp pour dugg ci pratique bu def ko. mais ñun comme man ki xam naa ne sama mbokk sénégalais yëpp aayuñ ci loolu. ma jël volontairement dem na damay liggéey. ci confinement boo xam ne lépp dañ ko tëjoon chaque jour ñu dem di ko liggéey. di jàppale nit ñi pour dugalale leen ci. ñi ci war a jot nañ ci am na ñu bëri ñoo xam ne jotuñ ci condition yi ma la wax nii moo tax jotuñ ci. loolu leer na yaakaar naa ne war a mun a am nekkul dañ koy dégg rek wala ki nga xam ne doon liggéey restaurant toog ne war naa parce que genre problème yëpp ci ñu bëri ci loolu la nekk. stagionale lañ waaw ñu bëri dañuy toog naan sawaay non man liggéey naa restaurant. restaurant yi du defal ñu contrat stagionale contrat déterminato kese lañ ci am mais buñ ci bindee stagionale IMS da lay fay 600 euros yooyu. ñi nga xam dañuy nekk di def gardiennage ci supermarché ñooñu war nañ ko mën a am. non bokkuñ ci man comme du stagionale. ah loolu du stagionale. non
lu tax du stagionné affaire boobu. du stagionné ma ne ko du stagionné parce que loolu du stagionné xam nga contrat stagionné mooy. xam nga man dama ubbi uniquement pour été bi bu été bi jeexee damay tëj ki nga xam ne nii nag wax dëgg fa la contrat déterminé la defal par exemple def la stagionné mooy wane ne man contrat bu ma neexee mën naa ko yokk wala ma defal la contrat indéterminé. xam nga li ma la wax. gardiennage boobu ngay wax. mën a defal contrat bu fekkee contrat intermittent lañ ko defal. mën naa déposer ci loi bu bees bi. mais bu fekkee contrat déterminé la yore. mooy contrat boo xam ne tey bu neexee docteur la war a ba comme day liggéey day continuer. bu ko neexee mu defal ko contrat indéterminé. ok loolu clair na sa mbokk yi nga xam ñi ngi Sénégal bloqué ba tey seeni séjour mu wax nga ko fii par téléphone mais dama la koy laaj tey ñi nga xam ni tiit nañ mënatuñoo dellu si séjour yi jeex na. am na ñoo xam sax passeport ya jeex na Seck doo leeralal kooku ci boppam xelam dal wala boog mu xam nu muy def kooku dana am problème wala am na dégg naa ci su fekkee dama dégg nag tey moom baat boobu nga wax man mi bokk naa ci am na sax ñu ci am problème ci wàllu liggéey dem nañ ba fi ñu toll nii tubaab bi amatul patience pour xaar leen ñàkk nañ ci liggéey dégg laa ci am mais comme dañ toog di def émission su fekkee li ni mel am na lan moo ciy solution. alors Ousmane bi loi bi génnee. li mu njëkk a def mooy pour ñi nga xam ne dañoo yore contrat indéterminé mu salvaare leen wala ne kenn amul droit pour licencier loolu wax kenn amul droit pour licencier nit ki. ci Covid bii kenn amul droit pour licencier ñu indi beneen ñu ne la séjour bi nga yoree même bu jeexee valable na ba 31 août 2020. ba 31 août 2020. waaw séjour bu jeex ci diggante Covid bii. valable na ba le 31 août 2020. bu fekkee yeneen séjour sax xëy na sax jaruma ci dugg parce que stagionné la. bu fekkee ne maanaam stagionné yow stagionné nga yoroon mooy permis de séjour stagionné mooy bi lay permettre yow nga jógee Sénégal par exemple ñëw liggéey ci été bi bu jeexee da nga war a delluwaat Sénégal loolu bu fekkee permis de séjour bi ci avril la jeexoon dañ ko yokk ñoom sax ba le 31 décembre 2020. genre séjour yooyu. kon ñoom ñi nga xam ne ni par exemple ñi ngi Sénégal seen séjour yi jeex. ci diggante bi laa xool waxuma nag parce que Sénégal boo ne séjour bu jeex rek. ka séjour am jeexoon 2016. effectivement 2015 danaan sama séjour bi jeex na nee nañ ak sama séjour bu jeex bi war naa cee dugg dafa am date boo xam ne dañ ne date sangam séjour bu ci jeex dégg nga moom lañ prolongé ba 31 août 2020. ci Covid 19 ci jamono Covid yi. parce que dégg naa sama mbokk yoo xam ne ni mbokk sénégalais yoo xam ne. non dafa jaral leeral man sama séjour bi jeexoon na kon léegi mën naa cee profité dem Italie non boo ñëwee doo dugg parce que dañ contrôler sa séjour bi kañ la jeex ma ne ko ban temps ban période la séjour bi jeex. pour au moins ñu jox la validité pour le 31 août 2020. mais c'est-à-dire su fekkee jeex na Sénégal balaa ngaa jóg di dem aéroport dafa am condition yoo war remplir wala parce que mën nga dem ba aéroport ak séjour bu jeex bi ka toog di liggéey ci aéroport bu Sénégal mun na bañ a kii mun na la aaye. non normalement nag circulaire moom bu génnee wala émanement wala loo xam ne nii loi boo xam ne Italie moo ko. amul dara loo war a fournir moo ko génnee. bu mooy passeport bi ak séjour bi war nañoo waxal ñi nga xam ne ni ñoo yore ci frontière yi. effectivement kii jox leen communication bi ne leen au moins permettre. parce que li ma lay wax mën nga jël mën nga li gën a wóor. li gën a wóor mooy ñu def direct bi moom moo gën a wóor parce que ban nga jaar Espagne ak nangam ñu dal yémal créer problème ak yooyu mais boo jëlee vol direct bi nga xam ne Milan ngay wàcc wala Bologna ngay wàcc wala feneen ak feneen affaire yooyu normalement waroon ñu ci créer benn problème. parce que mais aéroport d'origine bi di nga départ amul dara loo war a fournir. non parce que ñoom nekkul na ñooy saytu loolu sax nekkul na ñooy saytu ndax pays d'accueil bi nga xam ne man maa jox permis de séjour bi dans la ñoom normalement gouvernement bu defee mbir dana ci waxtaan ñi nga xam ne ñooy compagnie aéroport yi ñooy ñi nga xam ne ñooy policiers yi fi nekk ak yooyu yëpp gouvernement lay doon il faut que ñu communiquer leen ne loi sàngam bii kat maa ko permettre. mais Modou Seck yaa ma gën a xam li may wax parce que Sénégal sàggan nañ sàggan goo xamante ni te lii ma lay wax di nga ne Ousmane laajoon na ma ko ci rajo bi parce que nekkuñu Europe Sénégal barki démb suñu mbokk way Modou ña ngay kaas ña ngay dem sax di wut ndimbal ci sëñ Mountakha est-ce que état bi yow wóor na la jël nañ matuwaay yu wër yoo xamante ni non Ousmane li ma lay wax nii. xam nga kan moo defoon. parce que demande bi kan moo ko def ministre bi. syndicat yi 3 syndicats ci Thiel ci Louis ñoo demandé woon ministre bi pour ñu xool nu ñuy def ba étranger yi nekk ci àll bi war a liggéey si. nu ñuy xool nu ñu lay yombalee seen retour. xool ñi nga xam ne aussi dañoo nekk ci àll bi seen permis de séjour yi jeex ñuy xool nu ñuy duggaatee te duñ dem di utiwaat yeneen visa pour yombal leen dugg bi. ci jamono yi nga xam ne jamono ba critique la. ba ministre bi accordé ko bind ko. dégg nga adressé waat ko 3 syndicats yi ma la wax ne leen loolu permettre nañ leen pour ñu dugg kon yaakaar naa ne loolu moom permettre nañ leen ko même ambassade d'Italie da koy xam kon problème waru ci nekk ci loolu.
merci beaucoup loolu leer na mu dese ñu benn 15 minutes incha allah rabbi merci beaucoup àdduna bi yëpp ñu ngi lay seetaan vraiment c'est une émission phare boo xamante ni dama la koy wax di la wax félicitations àdduna bi yëpp ñu ngi koy teewlu Modou Seck ñi ngi jëm jamono il faut ma laaj la ko ñi ngi jëm ci li ñu naan 7h30 ñi nekk ci dëkk bi ndax dafa am dayoo bu mu war a yem. wala dañ ko prolonger parce que jamono ji daanaka ñu bëri daan nañ ko commencé woon nañ di ko dugal ak mbir mi am seen liggéey fi ñu toll nii yéen a ngi ci kayit yi yéen a ngi ci yeneen temps amul loo ñu mën a indil ci 7h30 yi. alors Ousmane lu ne da nga ma ci dugal 7h30 dañ ko prolonger ba le 30 septembre. ba le 30 septembre. man nga déposé te 7h30 ba le 30 septembre 7h30 aussi danaa ci def benn leeral. ci am na koo xam ne ni par exemple day ñëw ne la man kat ba mu defee 7h30 aw ma dara dama cee war a fay dama war a def nangam te am naa ay doom ak mu tëddati bu fekkee say doom parce que say doom. am na ñoo xam dañ ci war a fay. si am na ñoo xam ne ni état bi dinañ ci topp ma ne ko état bi day topp. yooyu ci yan condition ma ne ko état bi day topp parce que dafa am yoo xam ne nii sa acteur lavoro calculé wu ko woon pour def ko jox ko état bi dégg nga te yow da nga ko war a rembourser moom da ko waroon dindiwu ko mu bàyyee la ko léegi bu la ko bàyyee boo def 7h30 état bi day récupérer loolu. am na loo xam ne ni aussi sa acteur lavoro du la ko waroon a joxul la ko booy déposé état bi daf la koy delloo muy comme man ma yor samay doom bi fi may liggéeyee caricwaare samay doom comme détraction fiscale lañ koy wax bokkut ak assegno familiare parce que foofu confusion la ci suñu mbokk yi def assegno familiare mooy ki nga xam ne njabootam dañoo nekk fii am fi résidence moom ay doomam kooku am na droit pour am assegno familiare loo xam ne ci bu sa paaga bi lañ koy def or que détraction yi dañuy xool ne yow par exemple am nga ay doom Sénégal yor nga seen codice fiscal yi léegi état bi ne comme am nga ñoo xam ne yaa ngi yore en charge dañ lay wàññil taxes yi ñu lay dagg. boo fekkee da nga ko yóbbu ci diita ba da koy appliquer directement ci diita bi mais boo ko yóbbul ci diita bi heure booy def 7h30 li nga xam ne taxes yi ñu waroon appliquer te appliqué wuñu ko loolu lañ lay delloo ci 7h30 bi bu fekkee dañ la koy delloo bu fekkee aussi da nga am contrat d'affût contrat kër. aussi la nga xam ne nii aussi doon ko ci am na loo xam ne partie boo xam ne nii. état bi da koy waral ci contrat kër bi nga xam ne enregistré nañ ko au niveau. agence yi lañ traité. ñu delloo la ko. yooyu yëpp dafa mat a xam parce que am na ñu bëri ñoo xam ne ni dañuy jaxase. détraction fiscale ak assegno familiare. naan lu tax man mënuma am assegno familiare te diw am na ko xëy na njabootam ñoo nekk fi am fi résidence. parce que Sénégal ak Italie amuñ convention boo xam ne ni bu permettre leen seen famille nekk au Sénégal. war a am assegno familiare. li ko am pour le moment yaakaar naa Tunisie am na ko ak Cap-Vert ku demee ni Tunisie ak Cap-Vert seen doom. bu ma nekkee tunisien sama njaboot nekk Tunisie am naa droit assegno familiare aussi ma di ko am directement bu may liggéey. mais ñun amuñu ko. non ñun amuñ convention bilatérale parce que loolu pays ak pays la état ak état la. kon ñun suñu état Sénégal ak état Italie amuñ convention bilatérale bu leen a permettre ñoom seen njaboot yi nekk Sénégal ñu ne lay fay assegno familiare. mais lan moo waral loolu. par curiosité. loolu moom état ñoo ko mën dox parce que convention bilatérale moom état ak état. kon su ma la déggee suñu état moo ñu faalawul ci loolu. moo ko war a dox en tout cas moo ko war a dox. non faalawuñu daal. non mais Modou Seck ñun on est foutu quoi vraiment. non on est foutu parce que tunisien bi lu mu def lu mu mën a am. marocain bi mun ko am mais Sénégal lu tax waru ko. mais est-ce que Modou Seck xam nga ni Sénégal dafa seetaan ay doomam ci biti non xoolal bu waxuma la mais en tant que citoyen sénégalais. nous sommes abandonnés par notre pays du Sénégal non damay dugg yow ci politique doo ñëw. du politicien. mais d'accord ci lu ma la. malheureusement je ne suis pas un politicien. mais nous sommes abandonnés par l'État du Sénégal. nous sommes tous des Modou xam nga bu baax. alors Asmane. waaw parce que wax nga ma fi ñaari mbir. wax nga ma fi ñaari mbir. Asmane en tant que mooy ay tubaab ñoo jiite. non waaw dafa ndax moo tax ma la non may ma wax nga ma fi ñaari mbir te metti man personnellement daf ma metti ay tubaab jiite suñuy affaire ay consulat. beneen bi waaw loolu moo dul yoon te bés ni ki tey day deñ man dinaa ko xeex. beneen bi ci des mooy yaa ngi ma wax léegi maanaam convention yu Tunisie am Maroc am ko mais Sénégal mais fan lañ jëm ak Sénégal Modou Seck qu'on se dise la vérité nag ma jël ki ci ligne bi allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Seydina Ousmane ñu ngi ziar. yow da ngay bàyyi ba émission bi jeex ngay woote dinaa la dagg léegi. waaye dama amoon yéene ci teewlu Modou rek nag wax dëgg yàlla émission bi daf maa intéressé maa ngi doon teewlu bu yàgg ba léegi. merci beaucoup. ñu ngi lay ziar bu baax di ziare suñ technicien bi ci roq bi. merci beaucoup. kenn du ko gis. di ziare sëñ Modou. delloo sëñ Modou ñu ngi lay ziar bu baax di la dalalaat. delloo ziar bu baax ci DMZ.
ngeen delloo ziar. wax dëgg yàlla kontaan nañ ni ko suñ bokki rimin yooyu waxee léegi rek. ñu ngi nuyuwaale sëñ Malick Fall moom génn sànq ak Boy Guèye. di nuyu bokk yi nga xam ne ñoom lañ nekkal ñëpp ñoom Cheikh Dieng ñëpp rek. bàyyiwuñ kenn. Ousmane ñu ngi am mbégte ci gan gi. la ma ko waxoon rek laa koy waxaat. nga lire message yi vocal yi ñu lay envoyé yëpp. yombul ci WhatsApp bi. nga tontu ñi lay woo ñëpp nga wuyu leen téléphone. yombul. waaye nag temps en temps nga ñëw ci rajo bi nit ñi nga mën leen leeral lu bari seen bopp ubbeeku. wala ñoom ñu am lu lëntoon ci ñoom ñu woo la nga leeral leen ko loolu occasion la Modou occasion boobu maa ngi lay ñaan rek nga téye ko. bëggoon am ñeenti laaj yoo xam ne danaa ko laaj. mooy loi Salvini bi Salvini dafa ñëw. fekk fi loo xam ne xawoon na tane tuuti. mu ñëw indi ay jafe-jafe. yoo xam ne permission soggiorno salute bi daf ko dindi. ba pare itam ci cittadinanza bi mu yokk liñ doon fay. mais Salvini noonu ceppiwu nekkatu fi. est-ce que syndicat yi pare nañ ñoom itam pour xeex wala ñu def ay jéego mën nañ ko tudd noonu pour loolu fi Salvini taqaloon ñu jéem ko wut kànda ji na raxas ko ba mu set eau de Javel raxas ko ba mu set fi mu jaaroon fépp ñu raxas ko ak eau de Javel man loolu laa koy tuddee. sama laaju ñaareel Ousmane xam naa nga noté ko man ko fàttali mooy consulat bi Modou waxoon sànq ne léegi xam na li nga xam ne ñoo nekkul biir Italie ci aju ci bari na wax dëgg yàlla diis na ak ñoom jafe-jafe bi ñun xamuñu ko parce que manque de communication am na seen diggante ak nit ñi loolu moo tax bu fekkonte ne nit ñi ñi ngi am communication bi nga xam ne moo waroon yaakaar naa ne yenn jafe-jafe yi parce que man du ma xam boo bëggee jël rendez-vous fan ngay jaar nan ngay def bu fekkoon communication yi ñi ngi koy jot rajo yi bari na léegi occasion bi am na Facebook bi am na lépp am na buñ bëggoon joxe communication mën nañ joxe communication yu doy nit ñi kon coono bi dana wàññeeku waaye ndax yéen a ngi dox Modou ci décentralisation bi nga wax léegi muy ñu jéem defaat yeneen dëkk comme Rimini mën a noppal nit ñi ci voyage bu sori bi nga xam ne ñu ngi koy voyage dem Milan pour lijjanti seen benn passeport wala benn carte d'identité wala yu demee noonu boobu mooy ñaareel bi ñetteel bi Modou mooy président Anolfo mais Cheikh Bass Diop dafa gisul boppam ci Anolfo ci xam naa ne Anolfo maa ngi koy dégg fu bari ba ci bi may def course bi pour esthète bi fekk naa ne Anolfo bokk na ci association yi nga xam ne jàll nañ ñu ngi liggéey lu bari mais est-ce que sénégalais yi Modou ñoom Anolfo dañ cee bokkut wala dañ cee mënta gis seen bopp parce que man gisuma sama bopp ci Anolfo te yow yaay président Anolfo Modou sama laaju ñeenteel bi mooy aide Covid bi man defoon naa demande jotaguma dégg naa nag ñu bari jot nañ waaye damaa dégg ñu ne deuxième phase bi nit ñi sénégalais yépp mënoon nañ ci bokk ma doon laaj ba xam ndax loolu wér na wala wér parce que am na ku ma woo fii ne ma deuxième phase bi sénégalais yépp mënoon nañ ci déposé ma doon laaj ba xam ndax loolu wér na wala wér maa ngi sant di gërëm di jaajëfal ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah. Sénégalais yi bëgguñ nga ñibbi tey est-ce que xam nga loolu. jaajëf sëñ Bass. ñu bàyyi la nga répondre. xëy na jéem a répondre ci say laaj dong lay doon waaye parce que am na loo xam ne nii. ñun tuuti nañ ci répondre ci muy li nga wax ci loi Salvini parce que loi Salvini ku ne xam na ne syndicat yàgg nañoo xeex pour lépp lu jëmale kanam immigration. luy gën a baaxal seen nekkin ci biir réew mi mais Salvini comme ni ma ko waxoon sànq bi mu ñëwee dafa yore ab majorité am dégg nga ñi mu àndal d'accord ci la muy def woote ko léegi nag leneen li mën a am pour leneen li jógee fii xëy na ñun ñi ngi ciy dox en tant que syndicat mais li ci mën a am ba am pour dindi ko aussi mooy gouvernement defaraat beneen loi boo xam ne ni mooy contredire lii mooy dindi lii yóbbu ko seen parlement ñu wote ko ñu yóbbu ko Sénat ñu wote ko ñu valider ko loolu mooy yaakaar naa mooy li nga xam ne ni mooy dindi lii. ci beneen bi nga wax ci consulat bi moom daanaka liñ ci wax dëgg la xëy na information yi nga xam ne nii war nañ ko informer yi doomu aadama yi des na parce que comme ñoom ñoo ñu fi nekkal yaakaar naa bépp changement wala bépp information boo xam ne nii am na. war nañ ko informer ñi nga xam ni ñoo représenté surtout les associations ak daayira yi di leen informer ci li nga xam ne ni moom la ñu doxalee mais boo gisee yaakaar naa note d'information bi génnoon ci jamono yi nga xam ne ni génne nañ kayit yi moo doon dañ ne consulat bi daf ne woon du joxete ay rendez-vous
dañuy jàppale nit ñi nga xam ne nii au moins ñoo soxla ci kayit yi pour nu ñuy ñëwee ñu defal leen ay passeport ak yeneen kayit yi nga xam ne moom lañ soxla mais il s'est trouvé que biñ ko defee la fa nekk ci doomu aadama dafa bëri gaay bay boo xam ne nii mënatuñ ko gérer ba police amoon ci wàll ñëwoon fag yooyu yëpp ñu mujj ña fa nekkoon ñëpp ñu jox leen rendez-vous yoo xam ne sur place lañ ko joxee rendez-vous yoo xam ne nag sur place lañ ko defee mooy dañoo changé programme boo xam ne ni sur place lañ ko changé kooku nag programme bu changé sur place daa nekk communication bu waroo ko mën a am beneen bi nga dugg ci ANOLF sëñ Bass ñun ANOLF dafa nekk loo xam ne ni nekkul Rimini kese peut-être man Rimini laa dirigé mais ANOLF dafa ubbi ay buntam pour bépp sénégalais boo xam ne ni war naa ñëw pour nekk ci membre am teesara bi am teesara ANOLF bi xëy na peut-être yow fi nga nekk xëy na demoo jege ANOLF pour am seen teesara war a bokk sax ci organisme yi nga xam ne nii parce que ñun chaque 2 ans dañuy renouveler suñuy organisme même boo demee ba bëgg bokk ci organisme yi sax yaakaar naa ne war ngaa mën a bokk ci organisme yooyu parce que ñëpp ko bokk du ab sénégalais bi wala du marocain bi wala du tunisien bi rek moom ANOLF. est-ce que jéem nga ko dugal si ñoom pour ñu jéem ko xam. communauté si am na sénégalais yu bëri yoo xam ne dafa lire sama mémoire parce que moo nekkoon sama dernier mois am na sénégalais yu bëri yoo xam ne ñu ngi ak seen teesara ANOLF am na ñoo xam ne ni chaque année ñooy ñëwal seen bopp renouveler ko seen bopp chaque année ñu ñëw ne damaa bëggoon renouveler sama carte bi ñu renouveler leen seen carte bi seen carte bi ñi nga xam ne ni au moins ñoom xam nañ ne ñun ñu ngi liggéey ci wàllu immigration am nañ fi bureau Dakar ak yooyu yëpp parce que dem nañ ba suñu bureau bi nga xam ne mi ngi Dakar parce que bureau bi nga xam ne mi ngi Dakar parce que par exemple dañoo dem ba ñi nga xam ne par exemple dañoo inscrire woon ci par exemple am na pratique yoo xam ne boo koy soxla par exemple boo amee teesara déjà nga wax leen teesara ci rek boo waroon a fay benn traduction 15000 ñu ne la mën ngaa fay 5000 parce que dañ xam ne ndey mbilli gi yóbbu fii fële léegi yow déjà ci nga bokk kon léegi déjà loolu sénégalais yu bëri xam nañ ko te ANOLF nekkul ne sax day dimbale sénégalais yi kese parce que gambien yi dañu leen liggéey ñaata guinéen ñoo fi woo fii am problème def regroupement familial yooyu yëpp am problème ñu yebal leen ci ANOLF Dakar pour ñu dem fa parce que ambassade Dakar aussi ñi mu ko afee dafa bëri parce que Cap-Vert surtout am na ñu bëri ñu fay am problème aussi ci ANOLF Dakar pour ñu gérer seen pratique ma di ko wax ne ko ANOLF yow tey jii sëñ Bass man damay sawar sax sénégalais ci boppam nekk ci majorité nekk ci di ci liggéey parce que boo xoolee ñun ci fondateurs yi membre fondateur ANOLF bu ma yeboone bokkuma ci 89 mais ay sénégalais ci lañ bokkoon ku demee ni Souleymane Sankharé dama koy tudd ci ANOLF la nekkoon tey jii ki nekk président bi Sadi muy ab marocain moo nekk président national bi marocain la ca bi tubaab bi génnee dem retraite lañ ko jox Mohamed Sadi moo nekk président bi mu wane ne ñun maanaam association buy dooleel immigration nga xam ne ni immigré yëpp comme ni ma ko waxee immigré yëpp ñoo fi nekk tey ji boo ñëwee Rimini mën nga fa fekk Pape Modou Seck mu nekk président bi mais nga dem Bologna nga def fekk Fatima dégg nga muy ab marocaine mu nekk présidente bi nga dem Macerata nga fekk fa Seymi muy ab nigérien bu nekk président bi fu nekk dafa am localité bu nekk dafa am ñoo xam ne ñoo ko représenté ñoo fa nekk président te ñoo ñëpp di dajee à Rome parce que suñu centrale bi Rome la nekk di wax ci wàllu wax ci immigration di xool di bind aussi ci immigration parce que lu bëree bëri aussi ñun dañ koy kaas ci gouvernement bi bind ko en tant que association reconnue au niveau national au niveau sax international lay wax di bind gouvernement di ko xelal aussi ci nga xam ne nii au moins bu ñu ko doxee woon nii dana gën a baax ci immigré yi parce que ñun bu ma yeboon ñag immigré lañ fi nekkal immigré ñoo tax am fi di dund beneen bi mu jël ci Covid bi mu wax ne Covid bi am na ci ñoo xam ne ni peut-être nee nañ ñëpp mënoon nañu ci déposer alors ma wax la ne am na erreur de communication aussi bu am foofu parce que erreur de communication bi mooy Covid bi mu ñëwee dafa nekk deux tranches première tranche bi moo doon 65 millions lañu indi en Italie 65 millions yooyu ñen ñoo ko moomoon mooy ki nga xam ni dafa mbokk bu wàññeeku ci Covid bi nekkul sax bu wàññeeku ci Covid bi kese mbokk bu wàññeeku ci période Covid bi nekkul ci feebar bi. nekkul ci feebar bi kese. ndeysaan. même ku am mbokk bu wàññeeku ci période Covid bi boo defee demande nañ jox 2000 euros ki nga xam ne nii Covid bi da koo laal mu feebar. wane ne dafa feebar parce que nag nekkul da ngaa feebar rek dañuy laaj ay documents man ci comité bi koy saytu ci laa bokkoon. day foog documents yi da nga laaj. ci nga bokkoon. ci laa bokk ci nga bokk comité bi koy saytu ci laa bokk. non man dama lay déglu bu baax. parce que jeex na loolu tax ma ne ci laa bokkoon. maa ngi ñëw ci clôture bi. et mbokk mi nga xam ne nii dafa feebar wane certificat de maladie bi mu amee ne dafa amee Covid bi joxe carte d'identité wala passeport am joxe IBANam dégg nga ak inscription bi mu inscrit ci plateforme bi
da koy envoyé au niveau du consulat bu fekkee ne ci membre juridiction bu nord bi la bokk bu fekkee juridiction Rome la bokk mu envoyé ko à l'ambassade de Rome comité ba fa nekk ñooy saytu documents yi xool ne documents yi mu indi kat complet na dégg nga ñu valider ko pour jàllale ko Rome ci comptable bi pour mu fay ko muy premier tranche bi premier tranche ba tey mu des ñi nga xam ne nii par exemple ay transitaire la ñu woon koo xam ne dafa ñëwoon fii tagatem bi ci dëkk bi koo xam ne ni par exemple man résidence Espagne laa nekkoon mais bi ma ñëwee fii dañu tëj frontière yi mënatuma ñibbi Espagne wala man ma jógewoon Sénégal ñëw fii vacances war a ñibbiwaat Sénégal ñu tëj frontières yi kooku day wane biyam aller ak retour am wane visa am par exemple wane ne dafa war a retourner ci date sangam te mënta retourner kooku aussi jagle woon nañ leen 500 euros yoo xam ne ni ñoom ñoo ko moom beneen bi ci ñi xam ne toujours ci première tranche bi la muy étudiants yi étudiants yi ñoom lañ ci jagle woon 200 euros ci étudiants yi nga xam ne ni ñu ngi jàng fii te non boursier sax la ñu waxoon mais la majeure partie non boursier lañ ñooñu am nañu 200 euros loolu mooy 65 millions yi njëkkoon dugal deuxième tranche bi parce que deuxième tranche bi dinaa ci dégg parfois nit ñi di ci wax loo xam ne nii peut-être dañoo manqué information la parce que gouvernement bi mosul wax ne 500 euros la lay jox wàññi nañ ko def nañ ko 300 euros. non dafa am ñaari tranche première tranche bi moo doon ñi ma la wax. ñi nga xam ne dañoo wàññeeku ci Covid bi. ñi nga xam ne am nañ Covid bi ak transitaires yi fi desoon ak étudiants yi ñoo moomoon 65 millions yi. deuxième tranche bi ñëw nekk 500 millions. 500 millions yi ñu ne 500 millions ñu ko moom ñooy. par exemple clandestin bi wala ki nga xam ne nii mi ngi ci yoonu sax ñu régulariser ko. wala ki nga xam ne nii liggéeyul. wala ki nga xam ne nii ambulant la buy jaay. dégg nga vulnérabilité moom bu ñu ko waxee mooy képp koo xam ne nii yaa ngi ci situation boo xam ne nii. wax dëgg yàlla bu doy waar la. dégg nga ñooñu ñëpp ñoo bokkoon ci deuxième tranche bi mu doon ku nekk 300 euros nga doon am. lan moo indi communication boo xam ne jaarul yoon. mooy boo defee demande bi. ci plateforme bi. bañ jox la sa numéro. numéro boobu dañ ko war a boole numéro bi sa carte d'identité wala sa passeport sa benn demande motivée lu tax ngay demander aide bi ak sa IBAN dégg nga wala bu fekkee ne yow clandestin bi amoo IBAN nga defar benn procuration nga defar ko diw sangam. ne man dama bëgg xaalis bi may jox ñu def ko diw sangam. document yooyu bu fekkee juridiction nord nga bokkoon. ñu envoyé ko consulat bi ak comité am ñooy saytu document yi ba ne bii ok. valider ko yónnee ko Rome pour ñu fay ko. bu dee juridiction Rome nga bokk. waa comité Rome bi ñooy valider loolu pour yónnee ko pour ñu fay la. loolu nit ñi ko def ñëpp la majeure partie fu mu toll nii fay nañ leen. te ñu ngi continuer di fay. parce que ñun en tant que comité dañoo jékki-jékki ba mu yàgg ñu ne ñu. paiement yi dañ ko arrêté le 9 juin. il était le dimanche. la ñu am information boobu. dimanche nekkoon na le 7. dimanche le 7. le 8 nekk lundi. le 9 nekk mardi. ñu ne ñu jot nañu information au niveau de Dakar. nee na dañuy arrêté paiement yi te ñun booba ñi ngi ak ay demandes yoo xam ne nii validé guñ ko. liñ mujj def mooy parce que jour boobu sax su réunion ambassadeur dugg na ci. liñ mujj def mooy jël volonté ne léegi consulat bi nañu envoyé ñun ñi nga xam ne ni ñoo jël volontaire 7 personnes ñoo yaakaar naa ñoo jëloon volonté bi. nañu envoyé documents yi fa xam ne ñoo fa nekk ñoo fa des ñu saytu ko pour def validation bi pour ñu envoyé lépp Rome. avant date mais lu tax ñu arrêté ko Modou Seck émission bi jeex na mais si lu tax ñu arrêté ko avant date clôture bi lu tax ñu arrêté ko nag wax dëgg fa la man Ousmane ba léegi may wax yow xaw ma ko. mais dañoo jot dañoo jékki-jékki da nga koo bañ a wax. dañoo jékki-jékki ñu ne le 9 da nga koo bañ a wax le 9 juin lañ koy arrêté. da nga koo bañ a wax ñun ñu jël si suñu engagement. man la bu ma yegoon da nga koo bañ a wax da nga koo bañ a wax ci rajo bi. boobu le lundi. non lundi on a travaillé ba 22h ci tontu ma da nga ko bañ a wax. non du question bañ a wax. wax dëgg fa la xaw non dañuy arrêté paiement wax dëgg fa la xaw ma ko nag Ousmane xaw ma tax ñu fay arrêté paiement xëy na peut-être ñun ñoo yéex ni ñu doon doxee xaw ma daal lu tax ñu arrêté ko wax dëgg. mais su yéexee tamit nit ñi dañ leen war a jox seen xaalis. gis naa ne pays bu demee ni Espagne par exemple defar 250 millions yi defar na compte rendu mag loolu yëpp mais ñun au total en Italie amoon nañ 565 millions yoo xam ne. ñaata lañ joxeegum si xaalis. ñu joxeeguñ compte rendu bi joxeeguñu compte rendu bi mënuñu ma wax ñaata lañ jox. mais ba léegi sax yaakaar naa comptable mi ngi continuer di fay. kon fi ñu toll nii 12 xaalis bi ñu doon wax léegi. non comptable mi ngi continuer di fay ba léegi dossiers yi nga xam ne ni déjà du jotoon na yegg ci moom.
mi ba léegi fi mu toll nii mi ngi koy fay. parce que ñun sonal nañ ñu fi suñuy téléphone di ñu envoyé ay modules yoo war a remplir yónnee ko ambassade bu Milan je ne sais pas mosoo am réponse kenn du la faale sax. non. ma jëlal ligne bi après ma bàyyi la parce que fi ñu toll nii su ma sañoon du ma la bàyyi nag mais comme si heure ngay liggéey nit ñi doo leen mën a satisfaire peut-être xanaa ñu ñaan la beneen yoon nga def waaye balaay boobu jëlal ki ci ligne bi allo Ouzin na nga def. allo salaamaaleykum. aleykum salaam. na ngeen def. ñu ngi lay ziar. ñu ngi leen di delloo ziar ba coono yi. waaye sant bu baax. Pape Modou ñu ngi lay ziar bu baax. Ouzin Dia ñoo ngi delloo ziar. ça va ñu ngi coono yi. ñu ngi waa Sabu ñaano yëpp. merci beaucoup waaye ñu wax la merci ci liggéey bi li nga fi def tey am na solo lool macha allah. waaw na jërëjëf. waaw leeral yi moom wax dëgg yàlla gaa yëpp kontaan nañ ci quoi. xam naa comme ni ko Cheikh Bass waxee rek maa ngi koy nuyoo passage. jotoon na daal pour nga ñëw def nii te war nga di ko def nag de temps en temps nga jaar fii di ci jàppale gars yi ci yeneen domaine yi. incha allah amul problème. waaw nga jàpp ci bu baax waaw man ñaari question laa amoon benn bi sax mën naa ne du question mais damay leen di fekk ci li ngeen waxoon léegi ci affaire consulat bi. que consulat bi li ñu war a xeex ñun li ñu war a jéem a ci li ñu war a dimbalee rek mooy ñu am benn répondeur boo xam ne benn personne boo xam ne boo wootee mu wuy la ne la loo soxla nga ne ko lii ak lii ak lii wala lan dama fi bëgg a ñëw ma jël rendez-vous ñun la date sàngam ma am rendez-vous ok wala nga ne lan lii laa bëgg a toppatoo si lan laa war a indi lii ak lii mais au moins loolu buñ ko amee sax yoon bi dina xaw a tane tuuti mais su fekkee ne soo wootee du jot kenn da ngay am wax dëgg yàlla jafe-jafe parce que doo xam ndax war nga mën a dem wala waroo mën a dem loolu lu ma bëggoon ñu insister la ñu Sénégalais yépp ñu jàppale ñu ci quoi. beneen bi moom question bi mooy yàgg naa ko bëgg a laajte yaa ngi may dégg Pape Modou. oui. waaw damay laaj ñi nga xam ne dañ am permis de séjour. te nekk ci réew mi pendant 30 ans mooy mënuñu am carte séjour. wala ñu am carte séjour wala ñu am nationalité italien léegi dem ba am âge de retraite nga war a yow nga yor permis de séjour na boo xam ne renouvelé chaque année la ñu ko daan renouvelé wala chaque 2 ans dépendant de lavoro léegi nga dem pensionné léegi boo demee nga bëgg ñibbi Sénégal nooy def parce que man loolu bëggoon naa vraiment ñu jàppale ci comme ni nga ko waxoon accord bilatéral yi ñu war a taxawal ñu taxawal ko ba nga xam ne boo amee permis de séjour am nga ay jafe-jafe ba mënoo am carte séjour te yow dem nga retraite te il faut parce que pour nga récupérer sa pensionné il faut nga am résidence il faut nga nekk fii résider fii bu fekkee même da nga am carte séjour dem pensionné il faut nga am résidence fii ci réew mi pour mën di récupérer sa résidence même bu fekkee da nga am passeport bu dee am passeport sax tere na parce que peut-être soo inscrire fële ci ambassade bi moom nga am bay am jafe-jafe mais ñaar ñi daal bëggoon naa nga jox ma ci ay leeral wala su fekkee mën nañ ci def ay jàngat ay jéego pour ñu jàppale leen bi nga xam ne bu ñu retraité bëgg a bàyyi réew mi dinañ mën a percevoir seen pensionné sans que ñuy am ay résidence fii di fay ay poste ak yu demee noonu ngeen jàppale ci loolu laa la bëggoon laaj maa ngi jégalu ci temps bi guddi parce que dafa heure bi mooy bëgg jot yaakaar naa. maa ngi jégalu bu baax merci ah. merci Ousmane merci Ouzin. merci beaucoup Ouzin ñu bàyyi la nga tontu. parce que nit ñi dafa mel ne heure bi la ñuy commencé jóg. Ouzin ma wax la ma tontu ci Ouzin ci vraiment question yi mu posé question yu am solo importance yu am solo la. et surtout ci consulat bi nga wax suggestion yi nga ci def suggestion yi aussi war nañoo mën a def sax consulat bi ba nga xam ne ni yow soo duggee ci internet bépp dossier boo xam ne ni moom ngay wut ñu wax la lan nga ci war a indi mais nag li ma waxoon léegi dama koy répété waat c'est sera très difficile pour ay répondeur boo xam ne nii téléphone nit di ko wuyu pour mën a wuyu juridiction bi Milan gérer kenn nit di ko gérer au moins ay nit ay ligne la ñu war a wut bu fekkee ne dañoo bëgg nit ki. di baal ma jox la téléphone bi s'il vous plaît jëlal bi après moom bii mooy dernier appel. allo salaamaaleykum. salaamaaleykum. sëñ bi na nga def. ñu ngi sant yàlla bu baax. yow la kan ak foo ñuy woowee. man la Ibrahima Samb mais dama bëggoon lépp tur bi su fekkee mën naa nekk. waaw Ibrahima Samb jàll na ba pare foo may woowee. ok non maa ngi limite laa nekk nii quoi. acca merci beaucoup dëgg si. ok incha allah. salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ Modou ñu ngi leen di nuyu seen ziar. delloo ziar. man la Ibrahima Samb. waaw su ñu neen def. léegi man damaa amoon proposition ma bëggoon a joxe ci par exemple ci passeport yi.
léegi damaa bëggoon su fekkoon léegi ñoom dana leen mën a jox ay plateforme yoo xam ni. ñu jox ko président association yi. wala soit ñu jox leen ay numéro téléphone yoo xam ne yéen nit ñi ci mën a woo. ngeen leen di fixé ay rendez-vous wala ngeen leen di mën a wooteel quoi par exemple. Birame Samb Rimini bu soxla passeport. au lieu que muy woote Mirame Diop. mu liggéey ak yow quoi par exemple mu liggéey ki nekk Rimini yéen ngeen di liggéey ak ñoom directement. soit ñu jox ay plateforme yoo xam ne yéen da ngeen ci mën a fixé Ibrahima Samb rendez-vous ba bu di jotee day dem rek dugali. dem déposer passeport am. délégué aussi bu fekkee ne la mën a nekk ñu koy jaaral ci yéen quoi pour may bañ a dem ñetti yoon Milan ndax benn passeport. ok. loolu rek la woon. waaw loolu moom sama contribution la quoi beneen bi. sama laaj moo doon léegi par exemple koo xam ne dafa am ñaari contrat. contrat part-time ak benn contrat intermittente. léegi mu bëggoon a xam ndax dana mën a dugal ci bonus bii ñëw. waaw incha allah daan la tontu léegi bu soobee yàlla. waaw bi ci des mooy bëggoon na xam par exemple koo xam dafa déposé ci février 6 mois la am. le temps léegi bi ñu defee poste bañ jox ko cëddalee na bi le temps muy dem di tegi baaraam mu am fi contrat ci tool yi par exemple. waaw ci kàttan yàlla xam naa doon waaw. ndax su yóbbu contrat boobu bu tegi baaraam bu yóbbu contrat boobu 6 mois lañ ko jox wala dañ ko mën a jox titre normal. merci beaucoup. ok asalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf merci beaucoup. ma tëj téléphone bi yaakaar naa. dama doon ñëw ci question yi nga xam ne Ousin kii laajte na ko fi. non balaa xam nga man damay jël ma tëj téléphone war a ma jox la gars yi nga insisté de. waaw mayal beneen téléphone. ok ñu bàyyi la nga tontu gars yi ñu ngi ñëw. ñu dem ba kon ñëwal ci Ousin dafa am question yoo xam ne nii ak contribution yu mu indi. ci consulat bi. ma lay wax ne la juridiction Milan. bu dee mën naa répondre ci question yi téléphone yi dana métti ci ñoom. parce que lim ëmb moo bëri. man li may proposer toujours mooy li ma waxoon. gouvernement yi nga may wax yëpp du ma ko d'accord. gouvernement bi bu fexee décentraliser. non dafa mel ni da ngay défendre contre non mu teg soo bëggee waxtaan bi ne non parce que li ngay wax yow li ngay wax du yoon. yow yaa ngi nii réew mi nga nekk moo ëpp ñetti junni yoon ay nit ko Kasura ñaata nit lay jël par jour yow ñaata nit ngeen di jël par jour yéen syndicaliste allo salaamaaleykum ku baax na nga def. allo kooku Ousmane. sëñ bi yow la kan ak foo may woowee. man la Baye Moundao na nga def mbaa yaa ngi si jàmm. na nga def bismillah. alhamdulilah waaw dama bëggoon participer ci émission bi. ñu ngi lay dégg mais su kenn duggee rek damay taxaw di xaar. waaw dafay xat serveur moo xat ci ñëwal gaaw bàyyi balaa moo dagg. waaw dama doon bëgg a laaj ndax ku am benn feebar Sénégal nga bëggoon mu ñëw fii pour def ay traitement faju daal parce que feebar bi da ko xaw a sonal ba commencé laal bëtam daal. ay tumeur ma doon laaj nan ngay def ba def ay jéego ba mën a ñëw daal Italie faju wala France rek. incha allah dan la tontu boobu rek la. waaw boobu rek la jërëjëf. merci beaucoup léegi naa la tëjal téléphone bi nga répondre. alors mais li nga may wax du ma ci d'accord. sinon doo il faut nga d'accord ci. non du ma ci d'accord li ngay yor ci nit moo ëpp. parce que tey jii. lu tax gouvernement bi indiwaat ñoo xam ne ni au moins ñoo jàppale nit ñi ci passeport bi au niveau am na ñoo xam ne ñu ngi woon Sardinia. le 15 bi am na commission boo xam ne ñu ngi woon Sardinia di déposer ay passeport. dégg nga parce que côté bee amuñ daanaka passeport ñoom tamit daanaka ci Milan lañ dépendre réew yi dépendre ci Milan. yooyu yëpp gouvernement bi man dama lay waxal ne suggestion loo xam ne ni man yaakaar naa ne mooy régler problème bi. mooy nekkut ne Italie fu mu toll nii li fi nekk ci immigration. consulat bu Napoli. consulat bu Milan. ambassade bu Rome attanu ko. il faut que mu créer ay yeneen consulat yoo xam ne nii. daf di représenter les Sénégalais. yow nañ la defal benn Rimini. pour ñu traité non waxuma ñu defal ñu ko sax mais peu importe ñu kii ko beneen bi kii Ousin wax muy problème mu retraite yi. xam nga suñu mbokk Sénégalais dañ jaawale retraite pensionné ak assurance sociale. assurance sociale la majeure partie des Sénégalais assurance sociale la ñu am assurance sociale mooy lan mooy nga nekk ci réew mi même boo nekkee ci réew mi te liggéeyoo am fi 10 ans de résidence fu mu toll nii yaa ngi ci mi ngi ci daanaka 70 ans bu njëkk 65 ans lañ départ am yéegi daanaka mi ngi ci 70 ans nga am carte séjour am nga droit demander assurance sociale boo xam ne daanaka day dem ci ay 500 euros presque chaque mois. loolu dañ la ko jox parce que yow socialement da nga nekk mag mënatoo liggéey nekk nga ci réew mi yàgg nga ci réew mi am nga critères yi nga xam ne ni permettre la gouvernement bi di la jàppale
kooku boo ko amee boo amul résidence fii nekkoo ci réew mi dañ ko war a dindi. parce que la majeure partie sénégalais yi assistance sociale boobu la ñu am dañ ko demandé ñu jox leen ko parce que nekkul seen contribution moo leen ko may. ki nga xam ni nag dafa liggéey ba am retraite am retraite moom fu la neex nga dem fay ko sa retraite comme retraité nga. parce que gis nañ fi italiens yi nga xam ne ñu ngi par exemple Espagne Maldives. di fay ko seen retraite am na ci sénégalais yoo xam ne ñu ngi Sénégal tey. di fay ko seen retraite. bokkut ak li nga xam ne nii moom dañ lay obligé am na sénégalais yoo xam ne sax amatuñu résidence fii. te ñu ngi fay ko seen retraite ba léegi. retraite normale parce que seen contribution da ko mat seen at yi mat ko. ñu déposé am retraite normale. bokkut ak li nga xam ne nag la majeure partie dañ koy wax naan suñu ma daggee sama résidence bi effectivement parce que li tax ñu jox la ko mooy da nga am 10 ans de résidence nekk ci réew mi. nekk fi nekk mag liggéeyatoo moo tax état bi di la jàppale loolu tuddee ko assistance sociale. te da nga war a nekk fii. te da nga war a nekk ci réew mi parce que ñu la koy jàppale même tubaab bi même italien bi nga xam ne ni dañ ko koy jox bu nekkatu ci réew mi dañ koy dagg. waxuma laa nag ki nga xam ne ni mooy immigré. loolu leer na. beneen question bi. muy bi kii joxe Samb. waaw. contribution am rafet na vraiment ñu ngi koy rafetlu. et muy laajte ndax bu fekkee ne yow da ngaa déposé ci kayitu 6 mois yi. kayitu 6 mois yi xaw ma ndax moom dégg na li ma ci wax wala déet kayitu 6 mois yi. ki ko mën a déposé mooy ki nga xam ne ni permis de séjour am dafa jeex à partir du 31 octobre 2019. 31 octobre 2019 te mu war a démontrer ne. avant date boobu doon na liggéey ci 3 secteurs yi nga xam ne mooy agriculture golf wala badante kooku moo war a def séjour 6 mois bi ba pare bu amee séjour bi aussi pour mu am conversion bi il faut que mu wane contrat am ci 3 secteurs yi muy golf badante wala agriculture ci la mën a defar conversion bi. bu nekkee nag yàlla dafa def ñu convoqué la yow far yàlla def nga am permis de séjour. ñu defal la permis de séjour temporaire. subito après mën ngaa demander conversion bi parce que léegi yow secteur bi ñu doon laaj pour nga mën a am permis de séjour normal bi déjà am nga ko. kon normalement war nañ la mën a defal sa conversion bi. beneen bi muy koo xam ne nii dafa laajte ne non am na keneen ku ma laaj yaakaar naa contrat yi. moom la waa ji Samb la ba léegi. contrat yi. contrat nga am contrat intermittent ak contrat nu mu ko waxee. contrat xaw ma. mais daal ñaari contrat la daal. nga war a dugal ci 600 euros yi. effectivement mën ngaa dugal ci 600 euros yi bu fekkee ne contrat intermittent bi moom nga mujj am. moom bi ngay déposé ci 600 euros yi contrat boobu mooy mujj sa mujj contrat. mën nga déposé ci 600 euros yi. beneen bi muy laaj traitement keneen ki. waaw mooy ki mujjee woote bi laaj koo xam ne ni dafa feebare Sénégal parce que par exemple ñu indi ko fii. et pour nga feebare Sénégal pour ñu indi la fi. visa boobu il faut que nga am médecin boo xam ne nii par exemple moo lay prendre en charge. fii ci dëkk bi wala dëkk fii ci dëkk bi. fii ci Italie dañ lay yónnee document médical yi nga am Sénégal ñu traduire ko mais nga jox ko benn médecin fii médecin bi xool document yi traité document yi ne kii war nañ ko mën a faj fii ci réew mi mais dans ce cas xaalis bu bëri lay la da nga koy fay. xaalis bu bëri. ma ne ko da nga koy fay le 30% yi da nga koy fay déjà mu dese le 70% yi bu ñëwee léegi ñu suivre traitement yi nga fay 70% yi nga xam ne moo ci des. am na nag ay association yoo xam ne ñu ngi dimbale mais nit ñi pour ñu ñëw mën a faju fii mais dans ce cas ci xale yu ndaw yi dañ ko yemale du ci mag ñi. ay association sénégalaise parce que man mii di wax ak yow. indi naa fi benn xale boo xam ne nii xale bu ndaw la. boo xam ni problème mu kër la amoon. dégg nga ñu indi ko fii Italie yóbbu ko Bologna San Torsolo la fajoo ñu opéré ko defal ko opération bi defal ko yëpp moo yaayam ak yëpp àndoon sax d'ailleurs ñëw fii ñu faj ko ba mu wér ba ñuy waat Sénégal. loolu anoon fa moo ko taxaw. kon kii woote nii. mais du mag ñëw ci yow mais du mag laa la wax. ay xale lañ koy defal. man ay xale lañ koy defal ay xale lañ koy defal. si mais mag ñi moom. il faut que moom pour nga ñëw fii. comme am nga visa pour traitement médical moom. kooku moom il faut dafa xaw a jafe. te xaalis bu bëri la. si dafa xaw a jafe. Modou doy luñ ci yow ñu ngi def ay sa yaay mère Anna Mbuub Awa Fall Sey ñoom ñëpp Ousin Diagne nee na déglu bi tey record bu rëy la mënuma la téye parce que xam naa sa temps dafa précieux mais su fekkee mun nga ñu wax ay fan yu néew di ñu mayaat émission boo xamante ne ñu essayé waat ko rek parce que lu ñu war a waxtaanee bëri na ñu bëggoon naa ñu dugg parce que am na lu ma la doon posé avant appel di kii appel mënuma koo bañ parce que ñoom ñoo tax nga toog fi mooy ñi ngi doon waxtaan ci wàllu Sénégal mani la dañ ñu abandonné te loolu dañ ci war a wax parce que yàlla may na la sa kàddu di dem te xam naa yaa ngi ciy liggéey nekk nga koo xam doo toog di tiitaru mais dañ ko war a wax ci rajo bi nañu jàpp seen doom yi nekk bitim réew sonn nañ trop
te loolu dañ la koy yóbbante te rajo bi tamit mun na Macky Sall dana ko dégg ñi ngi ko koy yóbbante kay am na yu ndaw yoo xamante ni vraiment dafa ruslu te dafa ruslu wax sax ci rajo bi mooy li nga fi wax sànq ak li nga xamante ni suñu consulat yi war nañ ci taxaw ñi ngi ñaan ñuy bil ñu benn succursale bu ndaw foo xam ne fii Rimini wala pourquoi pas Ancona nit ñi di fi dem ñu décentraliser liggéey bi loolu ñu ngi la koy yóbbante beneen bi ci des mooy su fekkee am na loo xam fàtte naa ko lan moo ñëw sa bopp pour nga war ko dénk sénégalais yi ak ban remerciement ngay def ak ñu lay ñaanaat ci rajo bi ndax di ñu mayaat beneen émission boo xamante ni peut-être à l'avenir. alors Ousmane du ma def lu dul remercier mboolem auditeurs yi nga xam ne ñu ngi déglu ak ñi nga xam ne woote nañ fi. vraiment loolu aussi sant yàlla la. parce que ñun loolu dong moo taxoon ñu jël suñu engagement ñëw fii ci rajo bi. pour leeral lu bëri. merci beaucoup. xëy na am na yoo xam ne nii peut-être bu fekkee leerut it bëggee wuñ ko noonu. mais bu beneen yoonee xëy na dañ ko gën a leeral. et li may wax rek mooy di ñaaxaat sénégalais yi. sama mbokk sénégalais yi. ñu def ndànk parce que li ma la waxoon sànq nee na leen dañ Wolof Njaay danaan séddale ci kuddu yu njëkkee. waaye man dama ne déet bu fekkee ne séddale ba day jeex. d'accord naa am ci kuddu njëkkee mais séddale boo xam ne nii boo amee kuddu gu baax danañ la jox kooku moom jarul njëkk. waaw ñi ngi may yóbbante Samba Gueye nee na si on pouvait avoir 2 yu mel nii moom loolu bàyyi dina chargé c'est que on a vraiment nee na dañ la soxla trop vraiment ñi ngi lay def ay félicitations yoo xamante ni il faut moo yeggee la ko am na téléphone buy ñëw wax dëgg yàlla man bëgguma nee na nit waaye nag may ma rek bii mooy dernier appel bi sëñ bi yow yaay dernier téléphone bi dégg nga merci beaucoup allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ bi. man la Khadim Faye Rimini. may naa la 1 minute. waaw jërëjëf maa ngi jégalu bu baax nag damaa yéex a dugg ci émission bi. jërëjëf sëñ Khadim. jërëjëf Khadim. am mbégte bu baax rek ci suñu grand boobu nga invité Modou Seck. waaw di ko ñaanal bu baax rek. di ko siyaare baax sëñ Modou ñoo ngi lay siyaare bu baax. delloo ziar Khadim sëñ Khadim. waaw am mbégte bu baax rek ci waxtaan li bëgg naa dugg bu yàgg nag mais damaa xawoon a impéñaat rek. dëgg la. ci am na foo xam ne nii ci côté consulat bi foofu nag ci laa bëgg a duggee waaye dafa xawoon a jàll nag. waaw ndax problème bi am moom bari waaye goo xam ne nii lépp mën na su ko wax sax ci biir. waaw ba tax na consulat bi daal bu fekkente bi loolu lépp li nga wax lépp rek dégg nañ ko lépp li nga wax rek bu fekkente ni mën naa dem ba li ñu war a mën a wuti Mila mën ko wut fii wala boog ñu yombalal na ko luñ ko wutatee Mila ñu mën ñu ko indil. dina baax lool quoi lu mel ni passeport suñu déposé ji. ñu mën na ko fexee pour mën ñu ko indil fii. loolu du mën a jàpp dina baax wala ñu defal na fii ay bureau yoo xam ne nii lu bari dinañ ko mën a lijjanti fii. incha allah ci Emilia Romagna marque bi. ndax saa su nekk am na lu ñu war a lijjanti ci Mila te Mila kese lam yenu dafa bari. waaw ba tax na daal loolu duñ ko mën a lijjanti. mu yomb ba nit ñi dem Mila wàññeeku. loolu moom dina baax lool. su ko defee Mila gën a feex quoi. merci beaucoup sëñ Khadim. waaw boobu daal man am naa ci parce que fi mu ne nii dama naa Mila ñaari yoon te bëgg naa faa demaat. le 26. incha allah. waaw te problème yi moom kenn mënu ko wax mënul saa expliquer lépp ci téléphone. te loolu moom mënoon naa mën a lijjanti ko quoi. waaw maa ngi jéglu baax nag damaa nekkoon ci ay xat-xat rek moo tax duggumaan boobu ba léegi. merci beaucoup. waaw di am mbégte bu baax di leen ñaanal rek yow Ousmane ak Moussa Seck yàlla dafa leen jàmm sàmm leen aar leen. waaw di yàlla ko yàlla defaatal jàmm ba mu ñëwaat nag. defaat benn émission. amiin donc koy ñaan quoi. amiin jërëjëf. merci beaucoup. Malick Madické Fall nee na mi ngi lay nuyu bu baax a baax te nee na da nga war a dellu si waat loolu après nga wax ci ñu bàyyi la nga continuer remerciement yi man balaa ngaa wax man maa lay remercier parce que dafa nekk du ma la nëbb tey dafa ma bett xaarama woon sax tey nga ñëw émission du question ci sa nit mais ci sa statut moom metti jot la sax téléphone dafa metti te loolu ñun dañ koy sant ni ko nit ñi di waxee suñu fierté nga dama lay sànni xeer naan da nga bëri tiitar sama waay nga mais beneen émission parce que am na loo xam ne xam naa neex na la bëggoon naa sañuy waxtaan li jëm ci kër sëñ bi Rimini loolu xam naa si beneen facette lay daal di doon loo xamante ni ci wàllu daayira yi ci wàllu association yi ma bëgg fii nga toog tamit yow nga lancé que ni président association yi Modou Seck soxla naa leen te ibbil naa leen buntu te nii nga def yow te kenn ëpp la di maanaam temps bi nga ñàkk
amul kenn koo xam ñàkk na ko suñ defee ni yow parce que moo wax ko rajo ñëpp la rawatina président association Modou Seck dama la koy wax amul lu ma deful pour woo leen mais dafa mel ni ñoom mooy lu ma la wax man soo gisee association yi dama leen di blâmer parce que lu ñu leen waxal ñoom la da nga leen di woo pour man dañuy cherlu doo ci gis kenn c'est rare te lii nga def yow dañ ko war a def ñëw toog waxtaan ak askan wi ñëw jàkkaarloo ko askan wi parce que man yàgg naa bëgg a xar sama tànk tubéy que association yi doon benn jëm kanam parce que association turu association dong man Ousmane man maa ko wax turu association dong fi nekk ñu fi remplir seen compétit maanaam seen li nga xamante ni moom mooy ni ñu koy waxee li tax ñu soxla leen dama koy wax du wax nga ko sànq du ñëpp ñii mi ngi nii ay turu association te association yi nekk ci dëkk bi dafa bëri da ngay gis gox boo xam day am 1000 association da ko jarul loolu entre parenthèse la woon man dama c'est vrai Ousmane au passage may remercier kii Amar Babou parce que boo waxee association yi pour ñu booloo yaakaar naa ne moom am na ak man am na lu ñu ci doxoon ba statut bi nga xam ne nii moom lañ defoon pour fédération des associations sénégalaises de l'Émilia-Romagne man maa bindoon statut bi pour xool nu ñuy def fédérer association yi nga xam ne ñoo nekk ci région bi ci gox bi mais yàlla defut loola antu ak ay problèmes yoo xam ne nii war nañ ko mën a résoudre actuellement am nañ forum des associations Émilia-Romagne te yaakaar naa ne buñ jógaatee yaakaar naa bii yoon moom yaakaar naa suñu borom bi danañ ci jàppale ba nga xam ne ni fédération bi ñu bëgg a taxawal dana taxaw parce que nag li ñuy wax toujours mbooloo mooy doole il faut que Sénégal yi ànd nekk benn di xàccandoo di dóorandoo pour mën a am parce que lii Xaadim wax ne par exemple Rimini am benn succursale boo xam ne ni lépp loo soxla mu traité mais nañ booloo buñ booloo am doole lépp loo xam ne ni soxla nañ ko ci gouvernement wax boobu dama gis dafa taq sa làmmiñ dama gis foo munti dem ci àdduna da ngay wax loolu parce que dama gis ne mbooloo ci boppam moo des booloo gi ñu war a booloo moo des ci suñ biir te mu leer ma ne ñun suñ booloo di xàccandoo dóorandoo luñ bëgg fii war nañ ko mën a am ci gouvernement Italie bi ak ci gouvernement Sénégal lu ñu bëgg war nañ ko am parce que nag wax dëgg fa la li mbooloo mi nekk ci Emilia-Romagne yëpp parce que boo xoolee Emilia-Romagne xaw ma ndax xam nga ko wala déet mooy 3e région boo xam ne nii moo ëpp ay sénégalais à part Lombardie ak ay Toscana Emilia-Romagne moo ci topp il y a 11 000 et quelques sénégalais yoo xam ne ñu ngi yeewu ci biir Emilia-Romagne kon yaakaar naa 11 000 sénégalais yooyu suñ takkoo ne lii lañ soxla ci gouvernement bi yaakaar naa war nañ ko mën a am parce que tey Toscana bu demee ba am consulat honoraire dégg nga te mooy 2e région bi nga xam ne nii moo fi kii moo am fi ëpp ay sénégalais mais Lombardie consulat ba nekk fa muy première région bi nga xam ni fa la sénégalais yi ëpp muy plus de 33 000 sénégalais kon yaakaar naa 3e région bi buñ ko soxlaa buñ àndee di xàccandoo di dóorandoo dégg nga di wax ci benn kàddu yaakaar naa li ñu bëgg danañ ko am te loolu rek moo fi manqué te yaakaar naa ne incha allah bu ñu yàlla defalee sutura defal ñu fanu gudd yaakaar naa yooyu yëpp dana ñëw bu soobee yàlla may remercier aussi Ousmane de passage waa groupe bëgg lu baax parce que wax dëgg fa la mënu ma jógee fii te tudduma leen parce que biñ lancé ne dinañ fa dem. danaa fa dem promettre ma ni dinañ fa dem promettre naa dinaa fa dem. ok merci beaucoup. bi ñu lancé ne vraiment dañuy def benn collecte boo xam ne ni collecte boo xam ne dañ koy dimbale Italie kii crochet mënum turati waa commune beeg ñi nga xam ne protection civile bi vraiment ñoom joxoon nañ ci seen participation bu am solo te loolu aussi loolu xeebuñ ko parce que dañu wane ne ñoom tamit takku nañ te lu baax lañ bëgg te ba tuddee seen bopp groupe lu baax te groupe bëgg lu baax sax man tamit yaakaar naa ci groupe boobu laa bokk parce que bëgg lu baax moom yaakaar naa ñëpp ko def te ñoom wax dëgg fa la wane nañ ne bëgg nañ lu baax ba tax na biñ yëkkatee loolu ñu yëkkati seen lu am solo def ko ci te dëkkuñ sax ci province Rimini ci beneen province lañ dëkk te loolu mënuma lu sant ko muy loo xam ne lu rëy lay pour man te yaakaar naa ne Sénégal yi noonu lañu war a def di ànd lépp loo xam ne nii fépp foo xam ne nii xewle na mu ñu def ko muy suñu xew muy lu neex ak muy lu naqari ñu bokk ñun ñëpp loolu suñ ko defee yaakaar naa suñu borom mën nañu sàng sutura lépp lu ñu fi bëgg mu defal ñu ko Ibou Pouye nee na Seck a beaucoup fait pour la Confédération des associations européennes qu'un jour ce rêve puisse se réaliser merci beaucoup Madické Fall merci beaucoup monsieur Seck maa ngi lay jaajëfal mais di ñu mayaat émission jaajëf alors Ousmane balaa ma lay tàggu may nuyu aussi waa daayira bi parce que nag buñ nee Pape Modou Seck xam ko ci Rimini ak Lumzërëti bi daayira bi ci la bokk parce que tey bu ma demee ba ngay xaritu sëñ Mame Mor tamit ba tey bu ma demee ba nekk secrétaire général fédération des associations Italie daayira yëpp tey ma nekk seen secrétaire général kooku aussi liggéey boo xam ne ni daayira Rimini association fédération bu Rimini liggéey na ko ci bañ mën a dugg loolu te ñun sax xeeb nañ loolu parce que li ñuy wax ñun dañoo bëgg sénégalais fépp
fi Sénégalais nekk surtout Sénégalais diaspora boole seen doole lépp loo xam ne ñu ngi koy dox di ko doxandoo di ko waxandoo dama jëlali Italie parce que damay wax ne les 14 pays parce que tey ma wax ko fii nii ci sa rajo bi Macky Sall génnee benn décret ne képp koo xam ne ni faatu na ci Covid bi dañ ko yóbbu ci Sénégal kooku 14 pays d'Europe ci daayira yi ñun bind nañ benn lettre boo xam ne ni c'était 8 pages boo xam ne ni boole ko ay arguments yu clair envoyé ko gouvernement te yaakaar naa ne gouvernement moo ko gisee dana xam ne lii nekkul ne ay cuune ñoo ko bind ay nit ñu yaru aussi boole ko ay teggin yoo xam ne nii war vraiment ay teggin lañ jaarale ko fañ ko war a jaarale ba mu yegg ci gouvernement bi ngeen am satisfaction bañ am satisfaction loolu aussi c'est une fierté fierté la te yaakaar nañ ne ci loolu lii yëpp xew fi yàlla na ko suñu borom bi génne mbas mi yëpp mu jógee fii mais yaakaar naa am na beneen point positif bu fi war a indi mooy nit ñi fexe ba ànd nekk benn lu yéene sa morom loolu yéene sa bopp nga yéene ko sa morom te yaakaar naa loolu su amee yaakaar naa ne àdduna bi jag te àdduna bi bu jagee ñëpp ñu am li bëgg merci beaucoup xam nañ subaak ngoon ci loolu ngay dox te confirme nga ñu sa calendrier su libératé di ñu may beneen émission bu soobee yàlla incha allah rabbi ñoom grand Malick Fall ñi ngi insisté ni ma Ousmane beneen émission ok moom wax na ko Samba Gueye vraiment nee na yow fierté doomu aadama nga yi ñi ngi lay ñaanal grade yi nga takk ak li nga bëgg a liggéey pour askanu Sénégal Afrique sax laay wax yàlla na la ko yàlla yëkkatil Ousmane lépp sëñ bi la nag merci beaucoup parce que man bu ma yewoon damay sant yàlla sant sëñ Touba parce que réew mi maa fi mujj te amul lenn benn doomu tànk boo xam ne jox nañ ma ko te ma ko xëccoo dañuy xool ne yaa ñu ci doy te loolu moom gën naa ne sëñ bi moo ko def du man maa ko def macha allah yal na sëñ Touba yokk jërëjëf doo ci lenn sëñ Touba la merci beaucoup ñu ngi leen di jaajëfal mu nekkoon seen émission bi nga xamante ni émission Modou Modou la Papa Mamadou Seck tey moo fi toogoon waaye digg nañu su calendrier féexee dina fi toogaat parce que am na yeneen lu ñu war a waxtaan am na yeneen lu ñu war a souligner maa ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje incha allah rabbi ci beneen numéro incha allah quant à moi je vous retrouve lundi Inch'Allah à partir de 20h jëm 23h à tout à l'heure merci beaucoup ma bàyyi leen ak programme rajo merci beaucoup. DMG Média Afrique di groupe média bi nga xam ma nga foofu ca dëkk ba ñu naan ko Italie DMG Média Afrique di rajo boo xamante ni rajo buy soog a juddu une rajo de nouvelle génération le portail de l'Afrique l'œil de l'Afrique une rajo panafricaine.